salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi di gërëm ñi nga xam ne également ñoom ñooy auditeurs waar wi si seen taawaay seen émission tey jii nag ñu fas yéene waxtaane li nga xam ni moo jublu si wàllu campagne agricole bi nu dégmal jamono yu nekk gis ngeen am na ay gox yu bare yoo xam ni taw ba tàmbali na fa li nga xam ne moom mooy Matam sax nga xam ne ñoom seen taw daan yéex trop di dem ba ay booru fin juillet wala sax yenn saa yi début août moom dégg nga si semaine bi am na ay taw yoo xam ne daan na fa côté Tamba également ak gox yi nga xam ne sax daan yéex taw Dakar sax am na ay wiccal yoo xam ni tàmbalee na fii te gis nañ tam temps bi ni nga xam te moom la tëddee comme nañ ko waxee woon rek ne woon nanu taw bi dana tel commencé te taw bi itam dana bare loolu moom la ñu gis waaye nag léegi loolu tax nu ñëw di ubbi waxtaan wi si wàllu mbay mi ndax du fekkee ni taw bi itam teel na commencé te nga xam ni ñun amoon nañu ay aada yoo xam ne si joxe jiw daan nañ commencé fa xam ne moom ñu wax sud ba ay Ziguinchor ak Tamba sa biir ba pare doogay commencé di ñëw si kaw ak gox yi nga xam ne moom dafa yéex taw ak donc dafay yéex bay du fekkee nag léegi yëf yi teel na ndax fagaru naan si wàll boobu bu baax a baax mu dolli nu nekk si jamono boo xam ni dafa nekk jamono bu doy waar ndax mbas mi nga xam ni moom moo fi teew tax ba nga xam ni liggéey xëy na nan ko waroon tàmbalee loolu nekk na loo xam ni des na si suñu waroon jógee si ay yenn gox war demaat ay yeneen gox ngir dafa liggéey que mu nekk saisonniers yi wala ñi nga xam itam ñoo nekkoon si Dakar di fi daan seen doole te du taw daanu wala bala muy daanu sax nu war dem defari seen tool ngir tàmbali seen ay mbay te yi fan nañ toll si defar tool yi fan nañ toll tam si li nga xam ni moom moo jublu si wàllu joxe jiw bi du ne jiw bi nag du gerte bi rek ndax am na tamit ay yeneen jiw yoo xam ne tam dañ koy joxe lii nga xam ne tam moom mooy sax ay engrais yi kooku de sa kanam lay wartee waaye baykat yi daan ngeen dégg ñu wax ñoom dañu bëgg sax nu leen koy teel jox benn yoon rek comme ça nu fagaru si fànn boobu loolu yëpp nekk na loo xam ne tey jii daan ko waxtaanee ki nga xam nag tey jii mooy suñu gërëm kër muy Mamadou Cissé Anglais Diagne ñu xam ko bu baax a baax mu nekk opérateur ba pare tam bokk si kuréel bi nga xam ne Aliou Dia moom moo ko jiite muy force paysanne CNCR ñoom tey jii mënuñu fi teew waaye site ba bi nga xam ni mi ngi nekk si à l'intérieur ndax dana dem campagne moom dana joxe xalaatam également si biir waxtaan bi sans compter loolu. région yi nga xam ne tam am na fa ay correspondant lu mel na Ndar Ziguinchor Kaolack ak tam Diourbel foofu tam ñooñu daanu defaral situation bi naka la demee gannaaw bi nga xamee ni taw bi mi ngi wicc ñi nga xam ne ñoom ñoo teew ñëpp di déglu Sud FM ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen wax tam du fekkee ne bëgg nañ bokk si émission bi mën nañ woote 88 628 98 98 joxe seen xalaat wala du fekkee ne tam am na loo xam ne dañ koy bëgg laajte. mbir maa ngi noonu donc ñu dalal suñu gan Mamadou Anglais Diagne d'abord ñoo ngi lay gërëm di la bàyyee kaddu gi ngir nga nuyonteeg Sud FM ak askan bi ñuy déglu. waaw asalaamualeykum Muxtaar. waaleykum salaam. ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel itam ci weer wu tedd bu ni génn muy Cheikh Ramadan Mubarak. ak korite geeg ak jafe-jafe yi ci aju yëpp yal na yàlla sëral lépp ci jaay nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di nuyu auditeurs yi. accès ci micro bi tuuti waaw. di nuyu auditeurs yi. ak auditrices yi. di nuyu itam directeur. ba ci gën a suuf ci kër gi. waaw di yëkkati nag sunu nuyoo bu tedd di ko teg ci sunu leader honorable député Aliou Dia di meeru Mbëlëxe nekk itam. au conseil ci ndomba tànk yooyu yépp nag dara mayu ko ko dul mbay ak toppatoo mbay ak toppatoo sàmm ak toppatoo napp muy force paysanne du nuyu bépp membre boo xam ne si bokk na ci suñu kuréel di leen ziyaara Maxtaar ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm ci invité bi nga ñu invité ñu teew fii nag teewal fi daanaam Sénégal gépp rek ndax boo ne force paysanne rek teewal nga Sénégal gépp fa tabarakallah. voilà moom Anglais Diagne gis nga tey jii at mii nu nekk nii taw bi dafa teel tàmbali. li mu teel commencé nii est-ce que loolu tax na ba nga xam ni mbir yi teel nañ si jóg du fekkee ne xam na ne am na loo xam ni temps yi moo xawoon daal téye nit ñi bu baax a baax muy affaire mbas mi. waaw mbas mi moom xaw naa téye nit ñi wante waajal nañu ko ndax. wax dëgg yàlla képp kuy opérateur war a joxe semence
bi ñu defee confinement bi ñun utaloon nañu ay autorisation yoo xam ni de circuler fu nu war a yóbbu jiwu rek yóbbu nañ ko fa. bon yéen teel ngeen dugg ci terrain bi wala. teel nañoo dugg ci terrain bi kuréel goo xam ni itam yaa ngi yëngu ci wàllu jiwu sa personnel yi laaj na ministre de l'intérieur laaj na sa carte d'identité laaj sa numéro permis de conduire laaj la sa carte grise oto defal la autorisation nga mën a circuler heure yépp loolu yàlla def na ni aare nañu ko ñun ñi nga xam ni ñoo waroon dem sur le terrain pour yóbbu matériel yi ak yóbbaale walla engrais bi ak yóbbaale itam jiwu bi matériel agricole fa tabarakallahu aussi liñ fi war a wàcce itam wàcce nañ ko fi kon yàkkamti woon nañu ko wante bàyyi woon nañu ko xel ndax xam nañ ni yëf yi liy jot na ndax ndox a ngi laal suuf te bu laalee suuf baykat war a waaj li ci xawoon a am nekk tuuti rek mooy diggante luuma yi ñi ciy liggéey ndax da nga daan jël sam xar yar ko bu waxtu wi tollee jotee luuma yi nga xam dañu ko tëjoon boobu tëjuñu ko da ngay daal di yóbbu xar ma dem jaay ko dem jënd sa jiw mën a dem jëndi sa entrant léeg-léeg nga gis koo xam ne de bu bayee ba pare ngooñ ma lay denc jaay gerteem ba pare daal ci jënd nagam yóbbu ci wanagam di yar aw nagam bu mu nag bi demee ba tollu période bii ci korité yeeg yooyu ñu jaay ko bu nu jaayee mën a dem jënd seen jiw yi daan ñu ko nangoo denc ci biir kër gi rek noonu sàq la moo xam ne si dañu ko yóbbu ci jur gi kon ça veut dire que ni kon sénégalais am na xalaatu mi ngi bay mi ngi sàmm ndax bay ba pare jël sa ngooñ dugal ci sa wanag dem wuti sa mbopp ñëw indi ci sa biir wanag la nga bayoon nga dem jaay ko usine bi jël xaalis booba ñëw jënd ciw nag wala nga jënd ci bëy wala nga jënd ci ay xar yar ko ba toll ci nga xam ne si egsi na ci juróom-ñeenti weer nga xam ne embauche bu baax la nga ñëw taxaw jaayaat ko jëndiwaat jiw wu doy wu rafet kooku fekk itam la nga xam ne si moom la état bi côtoyé nga mën a daal di dem léegi joxe sa apport mën a dem jël sa jiw loolu daal xam naa ni bu ci sooxe dee am rek tuuti loolu la te nag état bi itam def nañu effort ndax am na ñaar ñoo xam ne si moom dindi nañ seen subvention muy manioc bi ak riz bi. riz bi dañ ko joxe 100 ceeb bi dañ ko joxe 100% manioc bi aussi dañ ko joxe 100% yeneen yi ci des nag yi ñu joxe leen ay 50% yi ñu joxe leen 52% waaw yi ñu joxe leen 55% ba ci engrais bi ren ji sax fa tabarakallahu amul benn saako engrais boo xam ne prix ba egg na 10 000 francs. ñaata na koy jaay engrais bi. léegi am na ci yoo xam ne si ñu ngi jar 8000 am na ci yoo xam ne mi ngi jar 7000 am na ñu jar 6000. waaw kon avant ñaata la daan jar engrais bi variété engrais yi dafa jafe waaw. avant ñaata la daan jar engrais bi. engrais bi daan nañu ko jënd sax ay 11000 12000 urée bi kese daan nañu ko jënd 10 000 francs kon état bi defal nañu dimbal bu rëy ci loolu waaw fa tabarakallahu ñu ngi remercier bu baax a baax nag ministre bi ci taxawaay boobu mu def ak teel gee dem waaw. léegi si bala ñuy ñëw si wàllu joxe bi ak naka la demee da nga am loo xam ni da nga ko wax muy lu am solo maanaam baykat bi naka lay organiser woo du bayee ba pare li mu bay lu mu koy def naka la koy coppee daal di si jënd dara wala malo loo xam ne dana ko dencaat di ko dundalaat ak li nga xam ni dencal nañ ko muy lekkam ngooñ ba maanaam bay bi di bëgg agsiwaat mu dem jaay ko am si xaalis daal di am lu mu jëndiwaat jiwam taxaw waaw donc daal baykat bi moom bon moom organisé wu na façon boo xam ni tànk bi nga xam ni moom dañ koy toog bay ba ñuy bayaat waaw temps boobu tubaab fa kàllakaar est-ce que loolu dafa wane ni que baykatu Sénégal contrairement ak li ñuy dégg moom nekkul si ay jafe-jafe contrairement ak li ñuy dégg jafe-jafe ki nga xam ne mbay mooy sa yitte nga yitte woo ko fonk ko parce que am na ci ñoo xam ne si nag bu nee mbay mi waxtu wa jot na rek ñu ñëw dugg ci mooy maanaam ay amateurs la ne sont pas des professionnels. waaw kii bi nga moo tax may wax. le bas peuple bi nga xam ni les vrais paysans. nekk sa monde rural ba nga xam ne mbay mooy seen ko ci àll ba gis li xew voilà mbay mooy seen liggéey. voilà mi ngo
gis nga boo gisee luuma yi amoon doole lii moo ñu ko daan may da ngay bay li nga xam ni war nga ko mën a jaay ci usine bi nga jaay ko lu demee ni que ay ñebbeeg dugub ak mboq ak yooyu kooku mënoo koo jaay ci usine bi. léegi ca luuma ba ngay ñëw baana bi ñëw jënd sa mboq jënd sa dugub. ñebbe bi yëpp sa luuma ba lañ koy jaay ñebbe bi itam ci luuma bi lañ koy jaay. bon luuma ba ay camion ak ay yu am doole ñoo fay taxaw am doole fay taxaw. gis nga jur gi itam boo ñëwee camion yaa ngi taxaw ci luuma bi nga koy jaayee ñu jëlaat jur gi yóbbu ci seeraas yi waaw luuma moo yore commerce kaw gi Sénégal kaw gi. waaw mais luuma donc doo tootul affaire bu ndaw comme. déedéet bu njëkk ba. gis nga nii ñu ko arrêté woon. ñu toog 3 mois yi jàpp naa ne balaa luuma bi dikkaat ba nekk en forme carrément daan dawalaat lu mat 6 mois wala 7. ba nit ñi di si gisaat seen bopp parce que 3 mois yooyu am na conséquence moom si nit ñi. conséquence yu bu métti fekkee ne moom mooy seen marché dafa mel na rek bon Dakar ni fi nit ñi di toogee si marché. liggéey nga ñëw conséquence yu métti bi luuma bi amul. da nga dégg koo xam ne dana soxla bëgg a jaayu xaram du ko mën a jaay day mujj wanteer ko ci ay 10 000 francs 15 000 francs kooku moom déggoon na ko ak ay 25 000 mais man li ma bëgg laaj. luuma bi ñetti weer yi nga xam ni. dafa taxaw. waaw baykat yi nu dundee jamono boobu. metti rek metti lool ndax dangaa waroon a dem di jokkalante ca luuma ba bu dee ñun côté guy mbëtt lundi bu nekk nga xëy dem boo ñëwee seet la nga fa bëgg nga jënd ko. jël yóbbu sa kër bu lënd bi dellusiwaatee nga jëndaat maanaam booy dugg sax dugg kii ngay def dugg par semaine ngay def parce que lënd bu nekk foo nekk na waaye dana fa bàyyi koo ñëw ci luuma bi ku ci nekk da nga indi bu dee da ngaa ŋàbb sa ginaar sax da nga ñëw jaay si ko jël ginaar googu dem jënd sa ceeb ak sa diw yóbbu sa kër waaw léegi nga may nu ñu dem Kaolack te daal di dellusiwaat. waaw salaamaaleykum mbokk Kaolack yi. waaw ñu ngi lay nuyu Makhtar Sall. Camara na nga def. Mamadou Camara mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm bu baax. naka gaa Kaolack Awo Thiaw. waaw ñu ngi si ñëpp lay nuyu. waaw léegi nag bëggoon noonu xam Kaolack naka la demee ñoo ngi wax Sénégal gox yëpp yu bare bare taw nanu bëggoon noonu xam foofu tam taw bi naka la fa taxawee ak li nga xam ni tam moo jublu si wàllu préparation campagne bi joxe jiw bi ak yu demee noonu. waaw Makhtar ñu ngi lay sant ginnaaw bi ñu sant ñi nga xam ne ñoom ñooy say invité foofu toog ci plateau bi. li ñu mën a wax daal moom mooy bii mooy ñaareelu taw bi nga xam ne nemmeeku nañ ko fii ci Kaolack benn bi mujj bi nag mën nañ ne 32 millimètres la donc li ñu mën a jàpp daal mooy li nga xam ne moom mooy nawetu ren bi dafa am beneen contexte boo xam ne bi moom la dippool muy contexte coronavirus bi parce que crise sanitaire la d'abord. bi nit ñi di nekk ci li nga xam ne moom mooy seet naka la ñuy def pour indi saafara ci mbas moomule ci la nawet bi daal di bette daanaka gaa sax année bu ne dañ ko doon préparé waaye bii ba tamit dafa bett li nga xam ne moom mooy mbokku béykat yi mu nekk ci ñaari double contexte crise ak tamit li nga xam ne mooy suñu mbokku béykat yi am na ci ñoo xam ne sax ñu ngi doon defar tool yi maanaam di waajal li nga xam ne moom mooy nawet bi mu daal di tàng li nga xam ne mooy seen kaw. waaw loolu mën a jàpp tamit. ñi nga xam ne waaw Makhtar. waaw dama doon laaj baykat yi naka nu dundee mbir moomu ñaari mbir yooyu taxaw seen kanam taw bi xam nga fanweeri 32 millimètres kooku nekk na loo xam ne lu bari la. si wàllu ndox ba pare mu booleeg feebar bi ak joxe jiw yi war nekk itam si biir mbir moom ñoom naka nañ dundee loolu lépp te doo xoolee itam luuma yi nga xam ne tëjoon nañ ko jamono ubbiwuñ ko woon temps itam nu daal di toogoon place. waaw li ñu mën a jàpp rek ñun bi ñu dem nañ ci fan yi luuma dingiraay ñu ci bari ci baykat yi waxtaan na ñoom nee nañ situation bi métti na métti boo xam ne bii tey muy jamonoy mbas ñu tëj luuma yi donc lu ci bëree bëri xam nga bu nawet di jot li nga xam ne moom mooy lu mel ni semence yi demee noonu sax dañ ko doon def ay transaction ci biir luuma yi loolu déjà bett na leen donc daal li ñu mën a jàpp daal ci gàttal mooy ci biir Saalum moom nawet bi bett na leen mu tombeeg jamonoy mbas bi te tamit ñu ci bëri ñu ngi doon wax li nga xam ne moom mooy problème mu jiw yi waroon nañ koo teel a jot parce que ñu ci bëri yàgg nañ koo joytu nee nañ mois de mai normalement war na fekk ñu planifier lépp joxe li nga xam ne moom mooy jiw yi te tamit am na opérateur yoo xam ne yi wax dëgg yàlla ñoom it jël nañ seeni disposition
jël seen matukaay ba li nga xam ne moom mooy seen i magasin ak tamit seen point de distribution yëpp ñoom ñëpp ñu ngi ko woon te tamit distribution bi aussi li ñu seetlu woon ci jamono yooyu mu tombeek jamono yi mbas ay distanciation sociale ak yu demee noonu bu ko defee borom dëkk yi ñoo doon ñëw di jël li nga xam ne moom mooy jiw bi di ko yóbbu di ko distribuer ñi nga xam ne moom mooy seen dëkk yi mais ñu jàpp ne daal ci gàttal nawet bi doon na loo xam ne nii bettee na mu tombeek jamono yi mbas donc baykat yi li ñu njëkk a wax daal mooy bu beneen yoonee wala nawet dañ koy waajal parce que bu moment bi nga xam ne ñu ngi defar li nga xam ne moom mooy tool yi pour waajal jamonoy mbas bi ñëw te tamit jiw bi du ci bari ñu ngi ko doon xaaranti donc problème bi mooy tey war nañu gaaw jox baykat yi li nga xam ne moom mooy jiw bi su ko defee ñoom it ñu tàmbali nawet bi Moustapha Sall. waaw si wàllu jiw bi est-ce que am nga information si wàllu jiw bi ndegam sell na qualité jiw bi naka la demee ak yu demee noonu. waaw li ñu mën a jàpp daal ci qualité jiw bi tey waxtaan naa ki nga xam ne moom mooy président zone centre FENOC muy Bou Goumbala ñoom daal li ñuy xamal mooy qualité jiw bi dëgg-dëgg baax na mais xam nga nag jiw moom mën nañ ne de par catégorie la léeg-léeg mën nañ yaakaar ne baax na ça dépend ci li nga xam ne moom mooy fi ñu ko jiwee mais li wóor ba wóor mooy tànn nañ ko ñoom depuis bi nga xamee ne problème yi amoon na. te tamit bi nga xamee ne commercialisation bi amoon na jafe-jafe ñun seetlu woon nañ ne dëgg-dëgg ñoom ñu ngi doon tàmbale préparer li nga xam ne moom mooy nawetu ren bi daan di jël li nga xam ne moom mooy lenn ci li nga xam ne moom la ñu waroon commercialiser sax ak tamit yenn ji ci gerte yi daal di ko defar dugal ko ci puudar ko defar ko ba mu aw yoon bu ko defee ñu ko joxe loolu kañ ne bokk na ci li nga xam ne tamit yombalal na leen xëy na liggéey bi waaye di ñàkk comme ñoom ay expert lañ en la matière du ñàkk ñoom la ñuy intervenir waaye daal li wóor ba wóor mooy ñoom seen bopp opérateurs yi ñu bari daal ba ñu demee ba ci campagne de commercialisation bi xam ni mu tëddee gis nañ ko ci huileries yu demee noonu ñoom seen yenn ci seen gerte gi ci bari jotuñ koo jaay dañ koo bloqué def ko li nga xam ne moom mooy semence pour ren Moustapha Sall. voilà laaj bu mujj bi gis nañu lii di lu muy tëjoon na leen lu tolloog ñetti weer loolu nekk loo xam ni maanaam jox transaction commerciale yi daal di woon na taxaw te du taxawee baykat bi daf koy yëg bu baax a baax am na ñoo xam ne sax dañ doon wax ni ñoom daal nan leen may jiw yi ndax fi nu nag dañu sonn est-ce que jot ngeen waxtaan ak yenn baykat yoo xam ni xelal wax nañ leen lu demee noonu. waaw jot nañoo waxtaan ak yenn baykat yi parce que ñun chaque fois dinañuy génn quand même dañuy saisir opportunité yu bëri yoo xam ne bu ñuy génn di dem ay reportage dinañ waxtaan ak li nga xam ne moom mooy baykat yi mais li ñuy wax daal ñu ci bari daal laaj nañ ñeen tamit posé nañ problème li nga xam ne moom mooy qualité jiw am na fu ñu ko posé am na foo xam ne tamit yaakaar nañ ne jiw bi baax na mais liñ ci gën a waxtaan ak ñoom mooy gis nañ am na ñoo xam ne problème mu semoir la ñu am nee nañ matériel agricole bi doon na loo xam ne jafe-jafe la parce que léeg-léeg ñu jël matériel bi jaarale ko foo xam ne léeg-léeg du aw yoon parce que ñi ko ayant droit yi maanaam te baykat ya mu war a dem du ko dem parce que léeg-léeg da ngay gis ñenn ñu ay baykat yoo xam ne da ngay obligé xaar ñenn ñi dem tool jël say semoir def li ñuy def ba pare yow à partir de 13 heures soo ñëwee ñu abal la parce que gis na am nañ wax nañ tamit problème li nga xam ne moom mooy yenn matériel agricole yi maanaam yenn tracteurs yoo xam ne léeg-léeg ñoom dañ koy loué donc loolu yëpp nee nañ ay jafe-jafe la donc laaj na tey li nga xam ne moom mooy ministre bi ak état bi taxaw tamit ci li nga xam ne moom mooy wàllu matériel agricole rawatina problème mu semoir mais leneen li ñuy wax tey mooy ñoom bu ñu sañoon tey ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi parce que li ko ñeneen ñi defee di wàcc ci terrain bi moom sentiruñu ko benn yoon mu wàcc ci li nga xam ne moom mooy ci àll bi waxtaan ak baykat yi parce que munoo faj soxla li nga xam ne moom mooy ay baykat wala askan te xamoo dëgg seen jàngoro loolu tamit jàmbat nañ ko nee nañ ministre bi ci boppam moo waroon wàcc avant hivernage bi ñëw gën a xam bu ko defee ñu gën a préparer terrain bi su ko defee yenn rëkk-rëkk yi ñu jéem ko saafara Maxtaar. waaw mais ñii di organisation professionnelle yi faîtières yi est-ce que ñoom tam wàcc nañu ñëw seet si seen ay baykat gannaaw ba nga xam ne nii affaire yi métti woon na daal di leen dalal ba pare waxtaan ak ñoom si situation yi jot ngeen si gis ñoo xam ni jaar nañu si seen ay rajo yi wala ngeen dégg leen si biir kaw gi lu mel ne CNCR Force Paysane ñeneen ak ñeneen yu demee noonu. waaw mais am na organisation faîtière yoo xam ne ñun vraiment sentiruñ leen parce que ñu ci bari
gis nañ à travers les médias rek lañ leen di woo ñu wax li ñuy wax sur le terrain vraiment ñu ci bëri ils sont inactifs parce que ñoom tey comme ñoo doon relais de transmission entre baykat yi ak li nga xam ne moom mooy ñu yore kilifa yi yore wàllu mbay bi tey normalement ñoom su fekkoon ne wàcc nañ ci terrain bi di dem foofu di dem ci baykat yi di waxtaan ak ñoom normalement jafe-jafe yu bëri dina fi parce que boo gisee baykat yi di jàmbat c'est parce que organisation fekkee yu bëri yegg ñu ci ñoom peut-être ci rajo yi dañuy taxaw wala duñ taal seen oto dem ci baykat yi duñ def loo xam ne li ay cadre de concertation ndax parce que normalement bu fekkee ne yaa ngi ci organisation fekkee yi war nga gën a jege li nga xam ne moom mooy baykat yi mais est-ce que sax am na ñoo xam ne ñu ngi ci organisation fekkee yi est-ce que sax am nañ tool d'abord loolu mooy jafe-jafe bi parce que munoo bokk ci organisation même su fekkee ne théoriquement maîtriser nga yenn affaires yi dans la pratique am nga ay jafe-jafe am na ci ñoo xam ne tey waroon nañoo mun a waxtaan bu fekkee ne biir Saalum la yenn organisation fekkee yi waroon nañoo mun a xam tey taataan jafe-jafe yi nga xam ne moom la baykat yi am su ko defee ñu doon relais seen diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yore wàllu mbay mi su ko defee liggéey bi dina gën a yomb mais daal li ñu gën a seetlu daal mooy théoriquement ñu ci bari dinañ wax ci rajo yi dinañ def lu nekk mais duñ leen sentir bu baax gënuñoo jege parce que proximité bi dafa am solo. baykat bi dañ ko war a jege xam lu muy jàmbat. même ñun ñii dañuy dugg ci àll bi tey jege yenn baykat yi ñu naan ñu problème mu semoir problème mu nii yàgg nañoo wax ne mois de mai lañ defar lépp joxe jiw bi su ko defee jafe-jafe dañu am rëkk bu ci am ñu rectifier ko. donc organisation pêcheurs yi ñoo gën a war a mën a jege tey baykat yi su ko defee xam seeni jafe-jafe. te tamit am na leneen loo xam ne lii baykat bi li ñuy wax rek baykat bi moo ciy gën a dee parce que mooy dem ci tool yi mooy ji. bu commercialisation amee jafe-jafe am na donc am na ci ñoo xam ne sax tey dëgg-dëgg mën naa ne ñoom ñu ngi góorgóorlu am na ci ñoo xam ne tamit ñu ngi wax béykat yi am na ñoo xam ne néew ji doole nañ donc état bi ci boppam moo war a jël ay responsabilités ministre bi d'abord wàcc sur le terrain xam ni nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi parce que man mënu bëri béykat yi boo leen laajee dañ naan ministre bi ñun luñ koo gis campagne de commercialisation dañuy def tournée am na ministre yoo xam ne yi sax pour ñu dem ci àll bi problème la dañuy ñëw tëdd hôtel wër benn dëkk ñaari dëkk ñëw def point de presse dem ñun duñu leen sentir duñu campagne de commercialisation bu amee jafe-jafe wala unité yi am jafe-jafe donc ministre boobu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllum mbay mi tey jamonoy nawet war nañoo mun a wàcc ci terrain bi xam jafe-jafe yi xam situation baykat yi su ko defee ñoom ak organisation faîtière yi ñu jéem a seet naka la ñuy def pour saafara seen i jafe-jafe Maxtar. voilà jërëjëf comme moo bàyyi nga soufflé tuuti def nga benn tour bu complet ñu lay wax nga nuyu suñu mbokk baykat yi ak ñëpp ñi nga xam ñoo nekk kaw la jërëjëf. ñu dellu siwaat si plateau bi Mamadou ma fàttali mbokk auditeurs yi tey jii ki nga xam ne mooy suñu gan mooy Mamadou Cissé Angali Diagne bokk CNCR nekk également opérateur sànq ñoo ngi woon si description bi nga doon def ak jamono ji ànd ak feebar ak tam luuma yu ñu tëjoon ni ko baykat yi doon yige def naa tam léegi dégg nga li nga xam ne moom la doon wax beneen laaj bi la bëgg laajaat Mamadou Angali Diagne li nga am na yenn baykat yoo xam ne ñoo ngi doon wax daal li ñu bëggoon sax mooy nu may leen jiw yi ndax seen situation métti na trop. waaw loolu ban en tant que njiitu organisation bu mel ne force paysanne ngeen yàgg di plaider. toujours en faveur baykat yi kooku tey ji lan moo see sa xalaat. waaw loolu de moom bu fekkoon defoon nañu ko dana gën a baax loolu ndax xawma fu doole état bi toll wante néew nañu doole goo xam ni entrant bi fi mu toll mën naa nekk dans les sécos apport ba nga war a am pour ñëw jël si ko doo ko jekku finalement day indi coono nii nga xam ni sii daal subventionné na ko manioc bi maye manioc bi gratis subventionné ko ceeb bi maye ko gratis wante nag ñaari yooyu dafa am lu ci laxasu dañoo liggéey gis nga manioc bi fédération la am fédération manioc bi dañoo liggéey waaw danoo liggéey gis nga fédération bi bu nu liggéeyee ba pare kenn ku ci nekk am nga looy comp ci sa liggéey jox def ci kees gi am nañu bureau national Assane Ndiaye ko jiite gis nga fi mu toll nii mbas mi fédération manioc génnee na 5 millions teg ci taabal ji
à part moom laa dégg ne gisuma keneen koo xam ni ci ñi nekk ci agriculture yëkkati nañu dara indi pour dimbali mbas mi kon nii. mais non kii def nañ ko les maraîchers kii la maraîchers ñaay yi. maraîchers ñaay yi def nañ ko. am na temps bu ñu defoon benn sortie temps bi ñuy wax pomme de terre bi. ak soble si. mi ngay yàqu temps boobu wax nañ seen soxla ba pare daal ni ñun lii ñoo ko génne. joxe jàppale ko nguur gi. xam nga filières yi bu fekkee ni filières yi dëgëral nañu taxawal liggéey il faut que ñu am loo xam ne daan ko denc ñun fi mu toll bu ñu demaatee ba ca kanam. filière manioc bu demaatee ba ca kanam ak kanam bu ko neexee état bi mën naa génnee loxoom complètement ci ñoom ñu continuer di doxal. li ma bëggoon nga leer ko bu baax a baax. waaw filière manioc ñi si nekk baykat yi seen bopp ñoom ñooy def du ñu liggéey bari ku nekk ñu comp si li nga liggéey daal di ko dugal si kër gi. parce que filière manioc. am na opérateur bi nga xam ne si mooy fournir. fournisseur bi fournisseur bi am na. mooy fournir lan ay semences. mooy fournir semence manioc bi. waaw am na transformateur. waaw am na acheteur. comme filière gerte rek daal comme filière gerte am na ñoo xam ne ñooy jënd. waaw puloox bi lu génn ñu jënd ko. am na ci GIE yoo xam ne si lu nu jënd ñu transformé ko. lu ñu koy transformé en quoi. defar ko xanaa xamoo ni puloox bii nit ñaa ngi ciy dund bu baax a baax a baax. mboroxe bii. mais man gisaguma puloox naka lu ñu koy transformé ñambi bi lan lañ koy def. ñambi. ñambi nga di ci togg. gis naa Ivoire yi ñoom moom la ñuy def aceke. mais fii Sénégal lu ñu koy def. aceke fii waaw gis nga xobi ñambi yi. waaw mboroxe ñambi amul dara luñ ci bàyyi gis nga daggitu ñambi yi nii dagg boo demee ci luuma yi da ngay gis nag yi nga xam ne si ñoom la ñu yafalee daggitu ñambi yi ñooy gën a suur sax yeneen jur yi. waaw man gisuma kër wala fii ñoom ñuy jël njàmbi ñu transformé ko def si dara. di ko lekk yooyu kay ñu ngi koy dëbb di ci def di ko wol di ko def mburu ñu ngi ci def mburu ñu ngi ci def leneen ak leneen. mburu mi léegi dugal nañ si ñàmbi. waaw dugal nañ ci ñàmbi bi macha allah xoolal ñàmbi ma wax la leneen itam xanaa xamu ni col force gi ngay wax ñàmbee ko dàq col. ñàmbee dàq col. waaw ñàmbi bari na ko. waaw ñàmbi bari na col. maa ngi ñëw tuuti Assane fu ñu jëm. ñu jëm ba Saint-Louis du Sénégal Ndar fekk fa Yves Tendeng na nga def. maa ngi fi rek Mactar. mbaa yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. naka région de Saint-Louis. région de Saint-Louis ça va alhamdulilah. dafa mel na xam na tàng de ndax passé ngeen 30 yi defe naa. voilà fii kay fan yii moom tàng na moom ci ku xam région Saint-Louis ak nu mu daan am peex. jamono ji moom tàng na daal tàng na. waaw mais taw ndox tuuri na foofu wala. ah. ndox mi tuuri na foofu wala taw bi. non taw bi tawagu fi keroog barki dem ci guddi la daal di def ngelaw bu am doole. ba ñu yaakaaroon xëy na bu ñu yeewoo ci fajar gi daañu gis ndox waaye dafa mel ni ngelaw dong la woon xëy na daal dina nekk ngelaw buy annoncé nawet bi. buy annoncé taw bi waaw dafa mel ne tam moom moo wàllu Dakar ndax moom foofu. lu fa xiin feeñ tuuti si Dakar lu fa tàng feeñ tuuti si Dakar. dégg la exactement. man nag li ma jaaxal mooy Matam moom dafa taw te Matam xam nga di moom ay début août ak fin juillet sax nañ ko daan dégg. waaw Matam moom foofu moom kay ay jamono da nga daan dem ba dëgg ba ay 47 degré kay moom kay. waaw ñoom sax te actuellement sax ñoom àgg nañ 40 bi gaa. 40 bi waaw oui defe naa 46 nan wax yu demee noonu daal mais àgg nañ côté boobu. waaw foofu moom kay tàng jër la def tàng jër. xëy na tàngaay bu metti moo wa ñàkkul tàngaay bu metti moo wàtti taw bi. certainement loolu la. waa Tendeng léegi ñu ñëw si affaire joxe jiw bi yan kii nga si am si côté ay Podor ak région de Saint-Louis boobu est-ce que am nga si ay information wala ay xabaar yu jóge si paysans yi seen bëbët wala joxe bi naka la demee foofu. waaw ci mbirum jiw gi. waaw ci mbirum jiw gi bon awma ci lu leer daal. mais li ma gën a xam moo di rek ñi nga xam ñoom ñoo ngànk DRDR. ak kuréelu SAED ay jamono ci gannaaw ñu ngi doon béy seen i waar bu ko defee rek ñu teel a acheminer jiw gi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi. parce que ren mébét li moo di rek ne bëgg nañu li ñu def ci li ñu béy daal ci contre saison chaude bi ñu gën li ko ëpp ci nawet bi ndaxte nawet bi daanaka presque jege si na. ba tax na autorités yi li ñu bëgg rek moo ñi nga xam ne ñoom ñooy nguur gi rawatina ci kuréelu SAED mooy nekk li nga xam ne jot nañ ko béy jamono ji ci saison chaude bi ñu béy lu toll noonu wala sax lu ko ëpp ci nawet bi ba tax na rek boo xoolee situation bi ci lu jëm ci mbirum contre saison chaude bi daanaka ren béy nañu ci contre saison chaude 2020 bi lu toll ci 49 500 hectares te boo xooloon mébét ni
50 000 hectares la woon donc daanaka jege nañu li nga xam ne moom ay objectif yi. donc loolu nekk na production bu yaatu alors. nekk na production bu yaatu ndaxte boo xoolee vallée bi li ñuy béy fii ni daanaka li ñu dee di emblavé ci surface dafa bëri. donc ren ji autorités yi li ñu ñaaxoon béykat yi mooy ñuy defoon 50 000 mais finalement ñoom jot nañu def 49 500 donc mel na ni presque def nañu atteindre nañu objectif bi. waaw. loolu mooy contre saison chaude bi waaw. mais autorités yi teewul bëgg nañu en tout cas ci nawet bi ñuy sóobu. bëgg nañu en tout cas fexe ba nga xamante ne daañu béy même chose 49 000 wala jëm ba 50 000. bu ko defee vraiment ñu mën a xaar production bu takku ndaxte boo xoolee ci contre saison bi daanaka li ñuy xaarandi jamono ji ci production war na mën a jege 300 000 tonnes ci padi. kooku mooy contre saison chaude bi. waaw comme mooy contre saison chaude 2020 bi mooy lu toll ci 300 000 tonnes. ci wàllum padi ñoo ngi koy xaarandi en tout cas ci vallée bi. ndax boo xoolee vallée bi Saint-Louis la jëm ba Matam. mais ci surface fi ñuy béy daanaka ci zone département Dagana bi la ëppee ndax Dagana rek boo xoolee plus de 35 000 hectares foofu lañ koy béyee. donc boo ci yokkee yeneen ni Ndar ak département kii Podor ak jëm ba Matam loolu mooy jëm nag ba 49 000 hectares yi. waaw li nga xam ne mooy xam nga kon saison chaude bi moom du jeexee rek pratiquement dañuy dugaat biir nawet bay bi tàmbaliwaat foofu jamono. daan na am ay problème parce que am na ñoo xam ni yenn saa yi daaw nu jot jaay te war nañ dugaat beneen saison yenn saa yi nu wax ni banques yi war nañ leen di wàcc xel ngir joxaat leen tuuti lu mën duggee si beneen saison hivernale bi pour mën am production affaire boobu nu mu demee est-ce que am nañ si début solution wala léegi mi ngi gën tane par rapport ak avant ndax avant daan nañ koy ñaxtu trop. waaw ni ñaari saison yi taxaloo. avant daanoon na nekk li béykat yi doon ñaxtu ba tax na ren ji autorités yi jël nañ ci ay matuwaay yu mat sëkk parce que fexe nañu daal ba nga xamante ne daañu indi am na sa benn programme boo xam ne ni waa SAED sumb nañ ko fexe ba nga xamante ne daañu indi ay moto pompe ak ay digal ay kii ay yenn matériel agricole ay matériel agricole moissonneuse batteuse ndaxte yooyu ñooy mën a jàppale béykat yi ñu mën a góob ci lu gaaw ndaxte déjà bi Covid bi ñëwee ñu ngi doon ragal parce que léeg-léeg dañuy leen am soxla main d'œuvre waaye bi ñu doon ragal ak Covid bi état d'urgence bi béykat yi ñu bëri ñu mën a déplacé wu pour jóge yenn région ñëw waaye finalement instant bi nii ak ni ñu wàññee maanaam ni ñu teggiwee yu mel noonu daanaka béykat yi main d'œuvre daañu mën a déplacé wu ñëw ci tool yi waaye terewul waa SAED fexe nañu ba nga xamante ne tëral nañu benn programme boo xamante ne daañu mettre à disposition ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi ay moissonneuse batteuse bu ko defee rek ñu mun a teel a sóobu ci li nga xam ne moom mooy góob bi ndaxte faaw ñu teel a góob bu ko defee ñu mun a libérer parcelles yi ba nga xamante ne bu taw bi commencé taw rek daañu mën a sóobu ci nawet bi comme ñoom bëgg nañu li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum campagne nawet bi ñu mën a béy lu toll ak li ñu béyoon ci li nga xam ne mooy saison chaude bi kon faaw ñu teel a libérer parcelles yi bu ko defee rek ñu mën a sóobu ci kii ci lu jëm ci mbirum nawet bi leneen boo xam ne daana nekkoon na tamit jafe-jafe boo xam ne béykat yi ñoo ngi ko doon junj mooy li nga xam ne moo jëm ci mbirum picc yi maanaam picc yi oiseaux granivores yi. loolu tamit granivores yi ñooy daan naan la tool yi trop. trop ba tax na Sénégal finalement mujj nañu am maanaam mujj nañu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mauritanie pour ñu jéem a xeex li nga xam ne loolu mooy oiseaux granivores ndaxte amoon na li nga xam ne moom mooy benn avion bu daan survoler tool yi. bu ko defee rek mu am lu muy daal di sànni ci ay poudre bu ko defee rek ñu mën a dàkkee picc yi loolu finalement mujjee nañu am accord ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Mauritanie ba tax na daañu ci jóg ci xam naa ne du ñàkk ñoo ngi ci wala ci lu dul yàgg. avion bi est-ce que am nañ ko am nañu avion actuellement. amoon nañu avion bi parce que tout dernièrement état du Sénégal jotoon nañu am aval ak waa Mauritanie ndaxte nee nañu daañu leen alloué benn avion wax ne dina ñëwoon. léegi xaw ma na jot na ñëw wala ñëwagul mais en tout cas amoon nañu aval bi. waaw d'accord. amoon nañu aval bi waaw. waaw defe mais naa daal en tout cas li ñu mën a jàpp rek moom en tout cas daañu fexe daal ba nga xam ne daañu teel a libéré parcelles yi ñu teel a góob bu ko defee rek ñu mën a teel a sóobu ci campagne nawet bi. voilà saisonniers yi nga xam ne dañ leen daan soxla te temps yi mu nekkoon seen inquiétude nu koy wax. est-ce que léegi ñoo ngi war nañ ñëw léegi. ñu ngi ñëw ndaxte boo xoolee barki dem rek maa ngi jógee zone boobu noonu maa ngi jógee zone Podor bi. mais boo rombee tool yi yaa ngi seen nii yaa ngi góob même moissonneuse batteuse yi ñëw nañ ñoo ngi ci biir tool yi ba tax na jamono ji gars yi en tout cas commencé nañu daal de manière timide ñu ngi góob daal ñu ngi góob. li fi nekkoon mbas bi laa foofu ban effet la amoon foofu
surtout si ñi nga xam ne ñoo produire ay naka la tuddee ay borom soble yeeg yu demee noonu ndax déggoon na leen si jamono ñoom ñoo ngi doon yëkkati seen kàddu di wax ne état bi jënd ay pomme de terre yeeg ak soble yi ndax dudul loolu dafay yàqu parce que mënatuñ ko jaay daal. waaw mbas mi amoon na ci effet bi mu defoon ndaxte boo xoolee ci jamono yooyu noonu ñi nga xam ñoom ñooy surtout ñi nga xam ñoom ñoo béy soble si ñoom ñoo daan gën a jooy wax ni dañoo béy ba pare bon affaire bi ak déplacement yi camions yi du ñu mën a ñëw jël si li nga xam te moom moo jëm ci mbirum soble si ñoom lu mujj ak seen soble ñoom. ba léegi soble saa ngi foofu mais tout dernièrement déggoon naa en tout cas déggoon naa ni amoon na ñu ñëwoon jël si soble bi te xaw ma nag état bi la xaw ma yan kii la mais en tout cas meloon na ni amoon na ñu ñëwoon jël ci soble tonnage bu am doole ba nga xamante ne jotoon na am lu mu teggi si ñi nga xam ñoom ñooy béykat soble si waaye terewul ba tey boo rombee booy sillonné li nga xam te moom mooy route nationale numéro 2 bi di nga romb ay diwaan yi nga xam te ne di nga seen saaku soble yi ñu leen jale ñu leen tegee noonu ci kaw wetu mbedd bi muy wane rek ne ba tey soble si des na xam nga la gars yi ñuy béy ci diwaan gi dafa bëri bu bëri ba nga xamante ne justement loolu waaw mbas mi bu ñëwee dafay daal di am lu waaye il faut que ma am effet bu rëy gaa si gox si côté yooyu c'est ça heureusement sax bi nga xamee ne sax ñoom am nañ seen ndoxu bopp voilà c'est ça voilà loolu moo leen di xaw sauver tuuti mooy war a xaw a wàññi tuuti voilà te nu la bàyyi nga souffle tuuti di la jox kii rendez-vous beneen yoon incha allah di la remercier ak tam nga nuyu lu gànd yëpp ak ñi nga xam tam ñoo ngi si tool yi di leen mastawu te nu muñ surtout affaire feebar bi nga xam ne moom am jamono yi surtout ñuy liggéey temps yi nga xam ne dafa tàng ak nawet bi ni muy mel loolu métti la jërëjëf Assane Thioune ñoo ngi lay ñaan nga may nu tuuti nu continuer waxtaan bi fii si plateau bi bala nga nuy dem di indil keneen encore ma nu dellu si waat sànq ñoo ngi woon si affaire njàmbi yi ñu doon wax ak li nga doon wax mais man li nga doon wax si njàmbi li mais pourtant man loolu tax gerte gi dafa ko tax pourtant gerte gi moom dafa nekk benn interprofessionnel boo xam ne vraiment mën nañu wax ni man la oui parce que gis nga boo dee xool commercialisation comp boobu du nga ko doon def si gerte gi dana wàññi lu bari yaakaaroo ko dana wàññi lu bari ndax ñi nga xam ne ñoo ci yëngutu ñoo war a wut seen kees koo xam ne si fee lañ koy teg li nga yëngutu ba pare ci sa bénéfice nga jël ko denc ci am ca loo ca denc. waaw mën na def sax xëy na benn kees commune. fu nekk ñu jël si yow je ne sais pas ñaari kilo rek. voilà mi nga jeex na bu ko defee loolu danañu may doole ëllëg bu dara naree sooxe ñu jël ca loolee ñu denc fajal ci sunu. baykat yi sax mën nañu ko defal seen bopp rek. exactement ku nekk ñaari kilo rek nga teg fi. nga denc. mu nekk espèce coopérative sax wala coopérative waaw banque boo xam ne si. voilà banque rek banque lay doon. mi ngi noonu. parce que filière manioc bi Assane Ndiaye jiite de passage maa ngi koy remercier bu baax mu àndante ko monsieur Diouf bu direction agriculture ñoom ba nu tëralee filière bi muy 2004 ba léegi ñu ngi koy doxal normal fi mu toll bu fekkee ni yow adhéré nga ak sa carte de membre boo dee fournisseur am na taux booy joxe ci apport bi liñ la jox bu fekkee ni dangaa nekk vendeur tonnage ba nga jënd am na loo cay joxe apport bu fekkee dangaa nekk transformateur la ngay transformer am na loo xam ne da nga ko ci génne comme apport. te loolu yëpp seen keesu bopp lay bokk la am na trésorier président bi fi nekk am na trésorier am na lépp dañuy def assemblée générale chaque 5 ans. ma bëggoon nag nii kuréelu manioc bi defee ñu def ko kuréel yeneen yi ci des yépp ndax dana doon njariñ de. mais léegi après seen xaalis boobu ñoom lu ñu koy def. xaalis bi mi ngi fi bu nu amee lu ñuy organiser ci lu ñuy jël organiser lañ ci bëgg a organiser bu fekkee ni dem nañu ba soxla ci wàllu transport wala dara ci xaalis bi la ñuy jël def suñuy transport bu fekkee ni dañoo soxla loo xam ne si war naa mën a dooleel suñu liggéey ca la ñuy jël dooleel ci suñu liggéey dem nañu ba dañuy dem di jëndal suñu bopp engrais te loolu kuréel gee ñu ko may. mais man li ma jaaxal mooy benn affaire ñoom xam nga nguur gi cette fois-ci muy ñiy def ceeb ak ñiy def ñambi. waaw ñoom daf leen may semence yi. waaw waaye ñoom puisque ñoo ngi jekku kañ. waaw looloo tax. gën a leen ko wàññil. moo tax gis nga c'est le travail qui paye. subventionné leen rek bàyyi leen ñu subventionné quand même. xam nga subventionné boo defee boo gisee ki nga xam ne si dem na ba mën a doxal
nga bàyyi ko kooku day dem waaw parce que li ñuy def jëmul fenn yàquñu ko bu nu paree génne nañ ci lañ ciy génne tegaat ko fee kon ñun bu ñu joxoon gratuité day dellusiwaat waaw. xam nga loolu mooy gunge mooy maanaam daal gunge ku lay gunge. waaw donc ñoom ñoo jëndal seen bopp seen ay ji. waaw lu ci bari da nga koy mën waaw. gis nga léegi état bi gerte gi la subventionné. gerte gi la subventionné ak engrais bi. ak engrais bi ñoom laalu leen. ak subventionné na mboq bi subventionné na sorgho bi subventionné na sésame bi waaw subventionné na. ceeb bi la subventionné wul. ceeb bi la subventionné wul. waaw mais lu tax subventionné wul ceeb bi ak kii bi xam nga li ma lay wax mooy fi mu toll ceeb baa ngi def feuille flamme. mën nañ demal Rue seen du bopp. Valais. nit ñaa ngi koy dund bu baax léegi. kon tey jii bu dindee subvention ba dana tax nit ñi gën koo bay mu gën te parce que li ñu bëgg mooy fexe ba Sénégal bañ a jëndeeti ceeb fenn te loolu daanaka atteindre nañ ko xoolal li mu la wax 50% yi ñu doon wax ñu dem 49%. kon wane na ni ceeb bi mi ngi dox bu baax te léegi bitig boo dugg yaay bañ Rue du Valais ngi nii riz importé baa ngi nii nga wàcc ko fa dem jënd Rue du Valais lekk ba suur jàpp sa njàmbur. waaw importé bi lu tax mën na ko ba mën na ko fi jëlee benn yoon rek. mën na fay jóge fi mu toll programme bii autosuffisance en riz bu fekkee ni programme bi egg na kenn dootul importé ceeb waaw ndax ñun ñi nga xam ne si ñoo nekk ci ñaari région yi nga xam ne c'est au cœur muy région de Louga mën naa wax ni ku fa indi riz importé doo fa gis kenn ku ko jënd. mais Dakar ñoo ngi jënd importé xam nga leen. waaw xam nga dañuy fee nag moom Rue du Valais. Rue de la Vallée moom. waaw moom ak ay seen ñoom. waaw kooku moom seen ceeb boobu. dara dàqulu leen. dara dàqulu waaw ñoom moom la ñuy lekk moom. foofu moom doo fa nekkee seen yu moom. waaw ak côté yooyu moom. Valais mën nga faa indi une tonne teg ko ci sa boutique doo gis kenn ku ko jënd. voilà non ñoom dañ si yàgg dañ ko yàgg lekk. voilà fee nag y a des sacs de 25 kilos y a des sacs de 50 kilos. mais man li ma y a des sacs de 5 kilos sax. voilà loo tolloo rek boo ñëwee mën nga ko jënd. d'accord man li ma jaaxal benn affaire la. ren jii dañuy produire nañu lu tolloog 1 million defe naa xaw ma 400 ak yu demee noonu. waaw wala lu ko ëpp. ba pare li nga xam ne moom nañu importé. dem bay bugg jege loolu mais kooku naka la mën demee noonu ba tey moo jaaxal ñëpp. waaye li jaaxal ñëpp nag mooy li ñu importé explication moo si amagul ba tey. ndax du fekkee ni da nga wax autosuffisance nga bëgg. attends ma ñëw damay poser question rek. ndax du fekkee ni da nga wax autosuffisance nga bëgg. ba nga ni def nga ay progrès yu rëy ba ñëw 1 million passé ko. ba pare bëgg nag importé waat lu xam ni lu jege loolu wala tul noonu. mais kooku dafay doy waar si bopp nii parce que kenn mënu comprendre léegi kañ doo defee progrès importation yi normalement dafa war wàññeeku wala du loolu. gis nga daaw woo naa sama leader Aliou Dia ni ko waxal président ni ko. Rue du Valais bi mi ngi génn réew mi di dem li génn réew mi dem ñun lekkuñu genn wàll ka te lii may wax ñi ngi may dégg ci rajo laay waxe non moom ngaa ceeb bi moom yàgg na dem Mauritanie foofu ñu daan jël sa ceeb Mauritanie léegi nag romb na Mauritanie. fu mu jëmaat rizerie ngi fii ci Ndakaaru waaw pat bi la ñuy jëli mu ñëw ñu toj ko génnee ko segg ko génne rek ceeb bu dijj bi génne ceeb bu sew bi génne yépp def ko ci seeni saag yu rafet importé exporté mu dem lii may xam nañ ko bu nangul woon ñu exporté benn riz kon dañuy lekk ba des fi mais riz baa ngi ñuy exporté waaw Mauritanie nag moom daanaka boo xasee ba dugg Rosso noonu lañ koy def weccoo la waaw Mauritanie jigéen ñi sax dañ koy trafiqué waaw dañuy non jigéen ñi sax ñooy trafiqué da ngay ëmb fële juróomi ci lay suukar daw fexe dugg ci gaal gi wàcc ci beneen wàll wi fexe ba yóbbu fa juróomi ci lay ceeb yóbbuwaat ñoom temps ba nga xamee ni ceeb bi sax temps ba nga xamee sax nguur gi du jënd ceeb voilà temps socialiste temps boobu waaw Mauritanie ñoom foofu lañu daan ñëw jënd seen ceeb daal di yéegaat ba pare ñee li si des ñu denc ko pour seen dund waaye li ñu daan njaay li si ëpp jamono boobu sax Mauritanie nañ ko daan njaay ndax temps boobu Sénégal daawul jënd ceeb xamuñu ko te nguur gi ba mu daan jënd ceeb rek tuuti lay jënd du fekkee ni problème am na mi ngi noonu waaye ceeb bi si ñoom la daan yëpp te ceeb bi nag ni mu baax ci wér-gi-yaram ah kooku kañ kenn waxtu loolu léegi ñu dellusiwaat si suñu waxtaan nuy fàttali mbokki auditeurs yi yéen ngay topp seen émission waar wi tey jii nuy waxtaane li nga xam ni mooy joxe jiw bi ak campagne agricole bi
si campagne agricole bi yi ñu dëgmal ak tam mbas bi fi nekkoon nag lu ma yi ñu tëjoon yan jeexital la am si li nga xam ne moom mooy askan bi du ne askan bi surtout ñi nga xam ni ñoom ñooy baykat yi nekk si kaw gi léegi ñu dellusiwaat si bi ñu jógoon noonu si man ba daal ñëw si gerte gi. gerte gi nag moom na loolu wax ñoom noonu ñu gisul si fan woowu ñoom ñu def liggéey bi nga xam ni mooy di comp di denc ba du ñu mën di jàppale seen bopp même du fekkee kenn jox leen jiw parce que li ñu gën di joxe jiw def naa si gerte gi la jëm. ci gerte gi la jëm. waaw li nga wax parce que gerte gi dafa am ay variété 55 bi daanaka moom la ñuy bay ci diggante Diourbel lenn ci Thiès Louga jëm kaw 73 bi moo yéeg ci kaw Kaolack Tamba boobu ci Casamance. yéen gerte gi bien que dee joxe gerte gi ngeen joxe. am na ñoo xam ne dañu wane ni que am na ay gox yu bare yoo xam ne gerte gan fa joxe baaxul yow opérateur nga. loo xam si mbir moomu opérateur la. mais dinaa la xamal leen ne jiwu wi ren lu ci bari semence certifiée la. semence certifiée waaw ñaata nañ joxe tonnage bi ñaata la. tonnage bi xam nga 70 000 tonnes lañ doon wax. waaw 70 000 tonnes yan variété N1 N2. mais boo dee seet N1 N2. ak écrémé mais boo dee xool. écrémé bi ñaata la moom. écrémé bi war naa doon ay 20 000 tonnes. daanaka donc yéen globalement li ngeen joxe yëpp bon 90 000 variété tonnes voilà mi ko semence certifiée la. kon xam nga ni kon semence certifiée bi mi ngi avancé bu baax. waaw léegi problème bi mooy li nga xam ne moom la ñuy wax baaxul loolu pourquoi loolu baaxul. baaxul. waaw am na côté yoo xam ne dañ ni ji ban fi indi ji boobu baaxul. kooku man dégguma ko fenn. ah si kii wax CNCR wax nañ ko par la voix de Sidi Ba waaw. voilà wax na am na parce que man côté bi ma nekk. côté bi ma nekk la ma teg sama bët. parce que man maa ngi dugg sur le terrain. ñoo ngi vérifier. yéen yan côté commission yëpp fu nu dem ci sous préfet bokk nañ ci. yéen côté ngeen nekk yéen yan côté ngeen xool fépp daanaka fépp la ñuy xool. waaw fu sunu membre nekk rek dem nañu ba ci sous préfet ba nga bokk ci commission ba bokk ci ñey saytu jiw yi ak engrais bi ak matériel agricole bi. donc yéen ji yi ngeen gis daal lu joxe ko moom baax na bon. man li ñu gis ñun. baax na. waaw voilà léegi ñu ñëw si matériel agricole bi nga tuuti am na matériel boo xam ne génn nañ ko temps yii. ministre bi dafa naa taxawoon nu wane ni kii. waaw li fi mbas bi nekk moo tax nu jàppale ko ñi nga xam ñoom ñooy baykat yi. waaw matériel bu yaatu la sax mais matériel boobu. naka la demee ak séddale bi naka lay demee. ak fi ngeen tolloo parce que boobu fan ca toll nañ ko séddale ak ñenn ñoo si am tam droit. waaw doon koo joxe à 100%. 100% mooy la doon ko joxe gratis. ah dañ koy may. doon ko may ah bon de baykat yi duñ si am bon. parce que ñoom ñoo ko moom. ah parce que zone bee ñu nekk jàppale nañu les jeunes yi nga xam dañoo futteeku pour dem ca àll ba bay muy côté ay côté Podor waaw. kooku jeunes yooyu dañu constitué wu en lan. dañu constitué wu en GIE. en GIE groupement d'accord groupement. ñi nga xam ne si jigéen ak groupement des femmes yi itam. ñoom ñëpp jàppale nañ leen. donc groupement yi nañu jox kii waaw ci moto yi waaw. côté région de Saint-Louis. côté région de Saint-Louis. ñoom la ñu jàppale ci loolu. yeneen yi ci des itam matériel agricole bi boo demee ci sa chef de service départemental wala nga dem ci sa chef de service régional nga jël la nga xam si mooy sa apport nga dem verser ji ko trésor ŋàbb sa carte sa reçu versement ñëw ñu livrer la sa matériel. mais matériel bi gratuit du la matériel bi c'est gratuit. dañ koy non lanu maye côté Podor la. mais yeneen matériel li ci des ay semoir yi. ou occidental yi ah yooyu ñu ngi ko joxe dans les régions. régions yi ñu ko joxe yépp ku fa dem wax nañ la lii kat nangam la prix bi apport bi nangam la demal verser ji ko trésor ngay verser boo verser trésor ba pare ñëw ci sa chef de service départemental ni ko verser naa benn machine ji. léegi kooku matériel boobu. lu ñu leen si wàññi subvention bi ñu leen defal ñaata la ndax bu njëkk ba daan nañ sax subventionné ba ay 80% 70%. waaw mais yi nu mujj indi bees yi subvention bi fu mu toll. subventionné nañ ko ba à 60%. ba à 70%. oui. bon léegi li ma bëggoon laaj. xam nga da ngay dégg toujours ñu wax ni moom matériel indi nañ ko waaye dañuy wax ni da mën nga jógee ñaay bi dem ba Matam doo gis si yoon bi benn tracteur boo xam ne sax mi ngiy daw. waaw. matériel bi est-ce que nekk na loo xam ni tracteur yi itam. taxal ma posé question ñëw.
matériel bi est-ce que nekk na loo xam ni joxe bu jaar yoon la lu teg ko fan ko war teg wàññi ko ñan ko jox tam nu bind seen tur xam ñan la mu bañ nekk ay mbirum politique waaye ña ko war akimoo nu akimoo ko gis nga boo gisee muy yéex mooy bu dee tracteurs yi la tracteurs yi apport bi da ngay dem nga verser ji sa xaalis sa 5 millions xam nga am na ñu bari ñu ko amul. ñaata nañ koy jaay tracteurs yi. tracteurs yi duñu ko subventionné xaw ma fu prix bi toll actuellement. mais duñu ko subventionné normalement waratul àgg 5 millions. non 5 millions la mooy apport bi parce que tracteur boo xam ne war naa jar ay 25 millions wala 50 millions. ah yu 25 millions ngay wax. non man maa ngi wax tracteur yi ñu fi daan indi rek ay 7 millions. nga xam ne da ngay joxe kii. waaw mais 25 millions kañ ko kañ baykat bi du ko mën am. voilà mais kooku léegi nag boo amee apport 5 millions nga versé ca compte bi maîtriser wu ma ko bu baax. parce que man jëluma tracteur. mais boo versé ñi daan versé tracteur ñëpp ku ni versé naa sama tracteur yebal nañ la fa nga war a dem jël ko nga dem taal sa tracteur yóbbu. bon tracteur 25 millions kooku du pour baykat yi. léegi tracteur léegi à part yow léegi. question bi ma laaj. tracteur 25 millions ñoo yaakaar ñoom ñoo ko war a am. mais les gros producteurs. d'accord les gros producteurs. bon léegi ñu ñëw si tracteur yi nga xam ne rek lu yem la. ak ay soldés mais xoolal les petits producteurs là. oui ah artisanal la ñuy liggéeyee mënuñoo liggéeyee matériel professionnel. pourquoi. lu tax tey jii man mii sama toll naa ci mën a jël benn machine jiw ak benn machine bay lonk ko ci sama fas wala ma lonk ko ci sama mbaam wala ma lonk ko ci sama peeru nag dem liggéeyu ko. waaw ba tey. waaw kon man machine jiw bay jar 35 000. non pas. moom laa mën a jënd mais tracteur boo xam ne si war naa mën a lonk 10 machines yu ji 10 machines yu ji nga ak nga câblé ko mu war koo lonk bu demee ci tool bi aller retour lu mu gàtt gàtt mu wàccal la fa 1 tonne wala 2 tonnes kooku ci mennum xëy nga mën koo liggéeyee tracteur kooku wute naag ki nga xam ni si bu xëyee mbaam mi dox dem doxaat waññeeku bu da cay nekk ba tisbaar du mën a am 2 hectares. waaw léegi li ma bëggoon wax. xam nga dañuy wax ni. am na temps boo xam ne politique yi ñoom Abdou Diouf yooyu nu fi noonu di wax allègement fardeau pour jigéen ñi. waaw maanaam liggéey bu metti boobu. waaw te ba pare mën nga si comme ni nga ko waxee léegi def suba. ba ngoon waaw yàgg ci loolu. alors que tracteur bi 1 heure de temps. waaw waxuma yow sa tool nga béy tool bi waxuma yow sa tool ak ñeneen ñooñu ñëpp dañ leen si boole. xam nga man ba ma ñëw defaral leen ba pare ñooñu daal di wàcc dem tëddi noppalu ñu wala dem def benn xeetu liggéey marché ba wala lu ma ba ñoo xam. loolu kañ bon dañu war dimbali ñi nga xam ni. ñoom ñoo nekk si suuf ñooñu kañ ñoom woon dimbali si fànn boobu. xam nga waaw ma ñëw ndax am na def naa ku nekk côté sud ba def naa nu jëm. Sidi Ba. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Sidi na nga def. sëñ Matar maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay. Sidi Ba di nuyu sama mbokk Anglais Diagne. waaw Sidi maa ngi lay ziar bu baax. di leen ziar bu baax. ñoo ngi lay delloo ziar di ñaanal ñëpp. waaye ñu lay del ñu ngi dugg ci nawet bi ak bisimilah nu ñaan yàlla génne ko ak alhamdulilah rabil alamin. amiin di kontaan loolu ci li ngeen ma dugal ci émission bi. barkal macha allah allo. waaw ñoo ngi lay déglu. bon. Sidi yow ban gox nga nekk nii. man maa ngi dëkk Gandiaye laa yónni. maa ngi dëkk Gandiaye mu ngi ci Saloum mu ngi ci région de Kaolack. waaw Sidi lan la bëgg a jëkk laaj foofu ak li nga xam ne moo fi amoon muy mbas meeg yooyu situation alimentaire bi d'abord loolu nan la bëgg jëkk laaj d'abord naka la demee foofu si gox yooyu. ak li ko wër li ko wër Gandiaye ak li ko wër ak région de Kaolack de manière générale Kaolack Nord. daanaka daaw nawet bi baaxutoon. taw yi bëri ñu woon guddee. ba pare daanaka lu fi ñor ci dugub bëri wutoon. tax na amoon nit ñi teel naa rës lool teel naa wàññeeku teel naa doy waar. et que dugub bëriwut gerte moom waxaale wuñ tax na loolu indi li ñuy jafeñ-jafeñ yu métti boole ko mbas mi itam ñu gën ñoo sonal pourquoi parce que li ñu doon gën a am moo di suñ demee ba façon nawet yooyu am jur gi lañ doon walbatiku di liggéey di yafal nag di jaay di yafal xar di jaay di am sa ganaar wala am sa béy di ko jaay ci luuma yi duñ ko yóbbee ci luuma yi comme que luuma yi tëj nañu amul fu ñoon fu ñu ko jaay
teg ci itam dañu doon nooraani dem Mbuur di liggéey ci gaal yi wala yore sa saret yóbbu Dakar wala yore sa saret yóbbu réewu taax yi di ci sonn déplacement interrégion yooyu nag mu ñàkk itam am nañ ci tolof parce que centre d'intérêt yi gars yi gën di am mu di su mel ni amee dem ci bërëb yoo xam ni réewu taax yu mel ni Dakar wala Mbuur di fa ne ci wax yi wala dem Dakar di def liggéey maçon wala di def taaba ba nawet jub si nga daal di ñibbisi loolu yëpp nag daan na tolof yoo xam ni dund nañ ko ren ci mbas mi ak confinement bi ak façon boobu daal tax na daal am nit ñi xawoon na doy waar lool. wallahi waaw loolu taxoon na ba nga xam ne nguur gi débloqué woon na 64 milliards pour jàppale monde rural bi. 60 milliards 60 milliards waaw 60 milliards. pour dimbali monde rural bi. yéen si gox yooyu ngeen nekk est-ce que 60 milliards boobu agsi na foofu. bon 60 milliards yi jàngeen jàpp ni ci campagne ci programme Mayer lañ ko dugal 60 milliards yi ci lañ dugal mbirum subvention yenn intrants yi comme ni anglais jaañ waxee. ci lañ dugal intrant yu mel ni gerte ci lañ dugal intrant yu mel ni engrais ci lañ dugal intrant yu mel ni sésame wala foñ ak ñoom seen ak gerte gi ñi am ni subventionné ko te nee nañu am nañ 70 000 tonnes semence certifiée loolu ci cadre 60 milliards yooyu la judd maanaam ci cadre boobu la xaalis boobu dugg mais ñun njort nañu comme niñ ko waxee maanaam li béykat di aajowoo ak li ñu war a def ci àll bi suñu laajtee 1000 milliards pour jàppale Covid 2019 béykat yi gën a bëri ci Sénégal boo jëlee 60% ci population yi ci mbéy la ñu dundee te ñu bëgg suqali mbéy mi ba nga xam ne tey sénégalais yi mooy dundal Sénégal rafetuloon nañu mu yóbbul ko au moins ba 100 milliards. maanaam 1/100 ci li ñu laaj. ngir mbéy mi mën a suqaliku bu baax. ngir nu gën a jàppale béykat yi bu baax. ngir nu gën a yokk seen am ak seen kattan. ngir mbéy mi mën a jëm kanam. parce que engrais bi naam nee nañu dinañu indi lu mot 150 000 tonnes ci cadre boobu lañ koy dugal. mais engrais tey maanaam njort nañu mënoon nañu ko yóbbu au moins à 250 000 tonnes. parce que suñu xaymaa li ñu war a soxla yëpp ci engrais peut-être nguur gi jël na le tiers mais su jëloon lay 2 tiers muy 300 000 tonnes. là dina arranger paysans yi dina arranger béykat yi. ba pare nag ñu jaay leen ci njëg boo xam ni c'est subventionné comme niñ ko subventionné fu mu toll nii. à hauteur de 50% ou bien à hauteur de 70 à 75%. parce que réeru leen mbir ni mbas mi def ñu laal. ba daanaka am yi daaw bëriwutoon. suñ ci booleeg mbas mi itam dina tax suñu pouvoir d'achat wàññeeku lool. loolu daal laa gis ci loo xam ne lii njott naa ni suñ ko defoon dina baax waaye nag on ne crache pas aussi sur les 60 milliards qu'ils ont donné. malgré tout. waaw mais jiw bi ñaata nañ koy joxe. bon jiw bi de ça dépend ci qualité yi. waaw jiw yu ñuy wax daanaka R3. 165 lañ koy joxe. bu dee R2. 175 lañ koy joxe. bu dee R1 ak niveau yu gën a supérieur nag j'ai pas les prix devant moi mais xam naa ni ñoo gën a xaw a cher. et toute haute variété confondue comme il le dit dans la note. boobu it 165 lañ koy joxe. bon léegi nag ñun suñu jëm bopp. yaakaaroon nañu comme niñ ko waxee waruñu ko may gratuitement moom xewi na. mais ñu góorgóorlu woon def ni Ablaye Wade defoon atam jaay ñu jiw bi kilo 100 francs wala 125. booba dina fekk ni continue ci mbas mi dina yokk pouvoir d'achat yi dina tax béykat yi gën a jublu ci gën a yi des ci dëkk yi te mënuñoo liggéey. dinañ ci accéder mais malgré tout bon ñu ngi koy jëndee ci biir commission yi quoi qu'on dise aussi à ce prix là au prix de 165 francs comme indiqué par le Mayer. ak mbas bi li mu fi ñëw ak dégâts yi mu fi def yaakaar nga ni gaañ ba tey loolu daan ko mën a attan d'autant que luuma yi dafa tëjoon. ma ni ak mbas bi laax li mu fi def. ak luuma yi mu tëjoon. waaw li nu dese woon nu jaay ko ñoom ngir am lu nu dundee ndax luuma yi dafa tëjoon ñoom yaakaar nga ni
daanu mën jënd jiw bi ak loolu yëpp la. bon ba tey effet yaa ngi ni parce que ñun am nañu ay mbokk yoo xam ne jotoon nañu jël crédit ci de campagne ci groupe bu ñu contractualisé woon mënuñoo fay et que am na ñoo xam ne jëndoon nañu ay nag yeew ko waroon fay bor boo xam ni séq nañ ko ci yeneen partenaires yi ñu joxoon alal mënuñ ko delloo ñu ngi yàppal seen nag. mënuñ ko jaay ñu ngi xar yi peut-être ñu ngi xaar tabaski bi ci lañ njëg li gën a neexee parce que jënd bi ak njaay mi naam lu muy ubbi nañu bientôt 2 à 3 semaines mais fréquentation yi ak échange yi ñu doon demee ak les prix yi ñu doon jaayee seen i jur yi mënuñ ko am parce que man am naa ay gars yoo xam ni am nañ nag yoo xam ne yafal nañ ko parce que dafa am bor boo xam ne suñu mbootaay bi moo leen ko joxoon ngir ñu mun caa liggéey mais nag bi waa ji nee na ma ñaari luuma ngi ni mu ngi ko yóbbu ci luuma bi munul gisul ko ne sa nag bi ñaata la. parce que xaalis amul. gisul te xaalis amul. am na ñoo xam ne ñi seen pass la ñu yore waroon ko mun a wecc mais gisuñu ku ñu ne pass bi ñaata la. kon nag xaalis bi doxul xaalis bi génnut ana fu xaalis bi ne. peut-être ci réewu taax yi. waaw dans ce cas là li nga xam ne mooy matériel agricole bi nga xam ni neenu dimbalee nañ ko monde rural bi matériel boobu ban dégg-dégg nga si am est-ce que yaa ngi koy. wax dëgg yàlla li anglais wax dégg naa ministre bi ne am na matériel boo xam ne dañ ko jagleel xale yi ak mag yi. ak jigéen ñi. man nag bëggoon naa su anglais xamee fu matériel boobu nekk ak ñu ko yore ak nu ñu koy def ba am ko. mu baaxee ñu ko bu ko defee comme que yéen ñoom plateforme ñu nit plateforme nañu am nañu ci suñu biir mbootaay yi li ñu naan collège des jeunes. ak collège des femmes. ñu yëgal leen ñu xamal leen ko ñu xam yan matuwaay ak yan buntu la ñu war a jaar ngir ñu mën ca am et que damaa defe ni matériel boobu ñun sénégalais yëpp ñoo ko bokk. bépp doomu béykat ak bépp jigéenu béykat am na ci sañ-sañ am na ci wàll. et que kon nag nguur gi war na koo wax conditions yi ñu ko jotee ak fu ñu ko jëlee ñu mun ko am. waaw mais fi ma nekk wax dëgg yàlla gisuma ko fenn peut-être au niveau de DRDR et team DRDR yi sam dinaa jokkoo ak moom lu bëri wax dëgg yàlla Souleymane Diop maa ngi koy nuyu passage ak Honoré Ndiaye ji SDDR bu nekk Kaolack itam ñu ngi jokkaloo lu bëri parce que dañuy liggéey ak ñoom. dañuy liggéey ak ñoom. di ñu xamal lu xew te di ñu xamal fu ñu war a teg suñu tànk ngir yenn yi mun a am. peut-être suñu demee ci ñoom dinañu indi ay leer. waaw mais li ma bëgg wax matériel du taxawee kenn du taxawal benn commission boo xam ni moom moo koy joxe nu wax tam matériel bi fii la jógee comme ni nga ko waxee nii nañ koy joxee ñii ñoo ko yelloo et cetera woo tam organisation faîtière yi ñoom tam nu toog ci commission bi bokk ci comme yéen. problème organisation faîtière yi amuñu déjà emprise ci commission yi commission bi nguur gi koy taxawal. kan mooy taxawal commission bi sous-préfet. sous-préfet dawal ñun dañu ci indi rek seede xam xew léegi comme ni ko waxee ñun fii ci région de Kaolack CRCR Kaolack ak yeneen CRCR yi fépp commission am nañ fa ndaw bu ñu ko toogal. fépp commission sur les 42 communes. yu nekk dans la région de Kaolack. am nañu ndaw CRCR bu fa toog di saytu du xool. liggéey waaye nag CRCR rek a fi ne am na yeneen mbootaay itam peut-être yi ci ne. et ñun dañuy ci boole ngir seede. ngir seede suñu ci gisee loo xam ne bi gis nañu doxul wala gis nañu am na ay manquement ñu indi ci suñu xalaat ñu indi ci suñu gis-gis. et que commission yooyu ngay wax matériel boobu ngay wax man njort naa ni itam bu dee béykat yi am nañ ci wàll wala am nañ ci cër naam nguur gi moo ko indi. waaye waroon nañ ci laaj wala indi ci suñu xalaat wala indi ci suñu gis-gis. et que suñ ko jaarale woon ci mbootaay yi naam Sénégal ñëpp bokkuñ ci mbootaay yi comme ni ko seen reporter Kalla ko wax maanaam mbootaayu organisation faîtière yi feeñuñu. ils n'ont pas la prétention d'avoir tous les paysans dans les organisations. CNCR amul prétention ne béykatu Sénégal yëpp ñu toll. ci biir kuréel yi la ñu bokk. béykat yu gën a bëri nag daanaka foog bokkuñu fenn ay freelance lañu. waaw mais mën nañu organisation yi ba tey rek ñoom tam ñu seede. mais nag pour affaire bu gën leer. au moins nit ñuy organiser. dañu leen a war a encourager pour oo leen ñu bokkul ci benn organisation. cette organisation bu leen doy. ñu bokk ci parce que booloo mooy doole. soo gisee syndicat jàngalekat yi di revendiquer di am loo xam ne lépp lu ñu bugg ci nguur gi. du ñu booloo doon benn. waaye ñun béykat nu ñu bëree. noonu la suñu bootaay bëree. buntu kër bu ne ku ne armée mexicaine la. ku ne patron la fu mu nekk.
ku ne patron de fu mu dëkk ku ne patron de ci lu mu ne mais fexe boobu ñëpp booloo doon benn baat moo xam nga bokk force paysanne moo xam nga bokk ci organisation Moustapha Cissé moo xam nga bokk sincère ñun ñëpp suñu yitte ak suñu yéene moo dina béykat tekki nañ béykat gis boppam ci li muy def nañu déglu béykat ci revendication nañu déglu béykat yi ci seen i mëbët ak seen yéene réew mi jëm kanam tous c'est des organisations paysannes citoyennes c'est des organisations paysannes citoyennes di xeex ngir réew mi suqaliku ci wàllu mbéy suqaliku ci wàllum sàmm suqaliku ci bépp fànn ba nga xam ne tey duñu am kenn ku ñu ñee waaw Sidi Ba na nga gisee ban yaakaar nga am si campagne bi su ma del see ci question boobu nga wax tax na ma yaakaar ni lépp lu nguur gi di def war a jëm ci béykat yi balaa mu ci dafa war a tëddee njaaxaanaay maanaam béykat yi seen bopp ñu gérer ko seen bopp moom mu indi ci contrôle di seet ndax li ñu ko gérer nu ñu ko saytoo ndax noonu la am déet transparence waaw mais na nga gisee ban yaakaar nga am si mbay mi nu dëgmal lan mbay bi nu dëgmal laa man yi am nga si yaakaar ak ni mu tëddee am naa ci yaakaar de parce que météo nee nañu dina teel a taw te bu teelee taw dina am nawet bi dina mujj et que comme niñ ko waxee itam bon gerte gi de laa yaakaar ni ci suma jëmm bopp am na foo xam ne ba tey ñoo xam ni seeni li ñu la war a indil si gerte matagul et que bési bi itam am na lu ñu ci indi mais des na ceeb bi ñu ngi rafetlu comme ni ñu ko anglais waxee ni ñu ko joxee gratuitement parce que bokkul ci dañ ko subventionné à 100%. manioc bi dañ ko subventionné à 100%, mais ñun ci suñu zone Saloum gi daanaka ñu béy ñaam bi bëriwul. et que ren ak at yi la ñu commencé dugal ceeb biir liggéey bi fii ci Gandiaye itam am nañ fi ñuy béy ceeb nguur gi indil nañu ceeb boo xam ni war nañ ko mën a béy. sunu biir mbootaay yi ñu ngi leen ci remercier au passage di remercier au passage DRDR ak SDDR mi ñu ko baaxee. et que loolu yëpp nag jàpp nañu conjuguer effort yu paysans yi di def ak effort yu nguur gi di def ngir mettre à leur disposition des semences ngir mettre à leur disposition du matériel agricole ngir mettre à leur disposition yenn intrants yi. loolu dina yombal liggéey bi mais nag dañuy jàpp ne rek lu fas mën a daw. des na ko làbbali ngir mu gën a avancé. voilà Sidi Ba ñu lay gërëm di la sant bu baax a baax si sa intervention ñuy fàttali ni yow yaay amee communication sincère nekk tam secrétaire général bu CCPA. jërëjëf merci Makhtar jërëjëf merci. ñu dellusiwaat si plateau bi bala ñuy delluwaat si suñu beneen correspondant. anglais bëgg noonu xam sa xalaat si li nga dégg Sidi Ba si li mu wax. ak ay points yu mu soulevé. ak si li mu wax rek noonu la. Sidi bi de passage maa ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla itam yan bi diis na wante yàlla na ko yàlla woyofal xam nga les acteurs au développement duñu tàyyi duñu bàyyi ils sont toujours sur le terrain rawatina nag moom man xam naa ko bu baax maa ngi koy nuyu du nuyu waa Gandiaye yépp waaw di la xamal ni la. waaw mais li mu wax matériel agricole bi. matériel agricole bi kooku mooy problème bu bees bu ñëwati encore. problème matériel agricole bi. masoon nga ni ci invité man mii ak Samba Kanté fii. fàttewuma ko bi tracteurs yi ñëwee. ñu inauguré ko fële ci Grand Théâtre man dama joxe woon sama idée ci séddale bi. dama ni département yi collectivité locale yi nan fexe ba benn ba gaare ko fi nii amul sens. nan fexe ba dëkk bu nekk ñu yóbbu fa benn tracteur bu nu ko fa yóbbee. ñu teg ko ci loxo un gérant kuy gérer tracteur bi man bu ma bëggee labourer sama tool wala ma bëgg a ji ñu monteel ma ñu wax ma ne ma taux bi war nga koo joxe bu ko defee ñu jënd ci gasoil fay ci kiy dawal tracteur bi la ca des ñu denc ko. location waaw location. bu nu ko defee wóor na yàlla ne balaa nawet bee jeex gox boobu yépp dana liggéey njëgu tracteur ba. te daa nga mën a am yeneen tracteur. te daanu mën a amaat yeneen tracteur. loolu laa proposé woon fii ci kanam Samba Kanté mais jàpp yépp gaaree ko ICS di xaar subvention pour ku ko am man bu ma dee baadoola mënumaa am 5 millions yu ma joxe caution pour mën a jël benn tracteur mais tracteur yi dana fa yàgg te bu fa tawtewaat fa day daal di yàqu matériel bu gaaree benn place
oto rek lu mu bees boo ko gaaree benn place bàyyi ko fa bu tawee bu dellusiwaatee bu tawaat ñëwaatee ci kawam oto boobu lu mu bees da nga ko defarewaat moo tax maa ngi doon ñaan de passage tracteurs yi na ci président def ndimbal ñu tasaare ko collectivité locale bu nekk commune bu nekk ñu yóbbu fa tracteur village bu soxla def commande na ñëw suñu dëkk tey ñu ne tey kat waa dëkk bi comme dans la région de Louga ñu yóbbu benn tracteur commune de Ngidile ñu ne léegi kon waa Ndaama soxla tey ñu ne aywa tey Ndaam lay labourer ñu daal di ñëw wala ñu ngi soxla Ndaam pour ji ñu ñëw dañ leen mën a defal lu mu bëgg ba pare teewul dara dina génn ndax tracteur bi gasoil la koy doxal entretien bi xaalis su koy def yooyu yëpp nag bu ko defee boo ko joxee ñu defaral ma sama tool danaa am nooflaay jur gi daan am nooflaay te matériel bi itam daan ko entretenir te bu itam ka ko yore daan ko may no fay salaire am bu ko defee itam kees ga la cay denc bu nu ko dee versé ca banque ba dana fayaat tracteur bi ba mën a jëndaat yeneen tracteur mu ñëwaat te bu tracteur yi yaatoo rek mbay mi bari na man daal boobu xalaat amoon naa ko ci waaw. jotoon nga ko waxtaanee ak ñi nga xam ne waxtaane woon naa ko Samba Kanté fii. waaw mais Samba Kanté waaw c'est vrai moo doon directeur général du temps boobu. mooy directeur matériel agricole. matériel agricole waaw lépp luy matériel agricole Samba Kanté ko yore. waaw de passage ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla aussi. kooku jeex na kooku temps boobu la woon léegi nekkatu ko defe naa wala. ba léegi changé gul woon. ba tey mi ngi woon si. waaw parce que bi mu jógee Sayet lañ ko indi matériel agricole. waaw mais jógoon na fa am na keneen ku ñu namee woon. loolu yëguma ko. nu dem ba Diourbel seeta Adama Ndiaye na nga def. maa ngi fi Makhtar Sall. naka gaa Diourbel mbaa yéen a ngi si jàmm. waaw ñu ngi ci jàmm xanaa mu tàng rek xaw ko ànd ak mbooyo waaye mën nañ ne béykat yi am nañ seen ceeba bu njëkk. ceeba bu njëkk bi nag fukki fan ak ñaar ak fukki fan ak ñeent la fi taw ya nga xamante ne sax mën buñ ko gam-gamlee daanaka lu tolloog ñaar fukki millimètres boo jëlee gox bi nga xamante ne mooy Ndindi ak Ndulo ak Ndank Seen bu 14 mai bi nag ñetti millimètres la taw fi nga xamante ne mooy commune bu Diourbel mu mel ni daal mbir mi dugg nañ ci nawet mais nawet bu nga xamante ne xuusaguñ ci lool ndax dugub ji naam mu ngi sax waaye ñi nga xamante ne ñooy yore seen jiwu gerte Maxtaar ñemeeguñu bàq bi ba ji seen gerte moom daal ci xalaatu ñi nga xamante ne ñooy techniciens yi jàpp nañ ne daal war nañoo mën a saaxirlu ba li des ci li nga xamante ne mooy weeru juin bi bu jeexee ñu war a mën a ji seen gerte bu fekkee ne suñu borom indi na beneen taw bu nga xamante ne dina tooyal suuf si. waaw lu tax ñu leen wax ñu taaxirlu lan moo tax lan mooy danger bi doonu béyee léegi. ma ni lan mooy danger bi du fekkee ne dañu béy léegi lu tax ñu leen wax ñu taaxirlu ba sa kanam. waaw xam nga gerte boo ko jiyee ci fi nga xamante ne du baax dafay yomba dee bu fekkee ne dem na tuuti te amul beneen taw mën na amaana gàncax gi dina loof te lii di jiwu gerte ngir am ko daanaka metti nga am jiwu bi nga xamante ne mooy bu dugub bi dañ koy faru maanaam ci noor bi nga koy ji bu ko defee bu tawee day continuer rek sax noonu te xam nga li jënd dugub jëndul li nga xamante ne mooy gerte kon fi mu toll dugub ji mu ngi commencé jóg ba bu ñu tegee par exemple une semaine wala lu ko jege sax nga gis ñu tàmbali ci li nga xamante ne mooy mbéy mu njëkk mi mu ñu koy tuddee baxaaw bu noppee nag après beneen mbéy mi muy ñaareelu mbéy ngay def ñetteeli mbéy mi nag mooy li nga xamante ne béykat dëgg xam na ko mooy bu demee ba dugub ji di focci nga xamante ni foofu nag day gën a may doole li nga xamante ne mooy dugub ji bu ko defee ñorinu dugub ji day gën a baax kon loolu mooy ñetti xeetu mbéy yi nga xamante ne dugub am na ko waaye boo ñëwee ci gerte gi ci wàllu mise en place bi mën nañ ne rek ci département bu Diourbel junne ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent mooy quota bi nga xamante ne fukki commune ak ñaar yi war nañ koo jot ci wàllu gerte waaye booy xool li nga xamante ne mooy li yëgg ci fi nga xamante ne mooy
ci gox-goxaat yeeg communes yi téeméer boo jël daanaka juróom fukk yi yegg na kon mel ni lu tollook juróom-ñaari téeméer yu teg fukk ak juróom-ñett ci jàpp fukk ak juróom-ñeent ci tonne yegg na ci communes yi fi ñu toll ñu jàpp rek ne li nga xamante ne moo jëm ci wàllu session yi maanaam ay meek yooyu toll na ci ñaari téeméeri tonnes yu nga xamante ne jot nañ koo jaay mu yegg ci li nga xamante ne mooy ñii ko yittewoo fii mu toll nag nee nañu vraiment wéyul mbuus parce que il n'y a pas péril en la demeure parce que dooyagul dëgg-dëgg ngir nga am li nga xamante ne mooy mën a ji gerte kon mën naa taaxirlu ba ci kanam waaye li ñu mën a wax it moo di ne ci qualité jiw bi aussi Matar ci biir commune bi indi woon nañu ay jiw mooy jiw yooyu bi ko opérateur bi njëkkee indi dañ koo diingat ndax amoon na ay toj-toj yu bari yu ci amoon ñu daal di koy delloo ba véritablement opérateur bi indiwaat na yeneen jiw yu nga xamante ne ñu mucc ayib la bu ko defee li ni mel nag mën a wéyaat fi nga xamante ne mooy commune bu Diourbel boo jëlee fi nga xamante ne mooy Bambey également boo seetee daanaka gerte gi bu dee ci Lambaye barkaati dem semence yi ñëw nañ bu dee ci Ndondol yàgg naa ñëw fi nga xamante ne mooy Gaawaan également yàgg naa ñëw waaye am na fu nga xamante ne def na ci quota yi gerte geek li ni mel Matar Sall. waaw mais man ni joxe jiw bi est-ce que tàmbali na. waaw joxe li ma la wax joxe jiw bi tàmbali na waaye tàmbaleegul ni mu waree woon parce que boo nee junney gerte junney tonne ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeent tonne quota njaareem nga jaayagum li tollook ñaar téeméeri tonne nga xam ne mbir mi door na waaye doxinu kakatar la yore parce que mbir mi daal baragul niñ ko séentoo parce que li ëpp ci quota yi excès guñu complètement 50% daal boo moom moo yegg si ci commune yi mu des 50% ci li nga xamante ne moom mooy gerte gi kon ndànk-ndànk lay tàmbali waaye tàmbali na waaye nag dafa yéex. baykat yi nekk sa biir est-ce que lii nga xam ni comme tàmbali nañ ko joxe ñoom ñoo ngi see mos tuuti laal ñoo ngi see laal. nga ne. man ni baykat yi nekk sa biir. est-ce que li nga xam ni commencé nañ ko joxe ñoom ak seegum nañ si ñoom. waaw loolu laa la wax dama ne la li egg si daanaka boo jëlee téeméer juróom fukk yi moo egg si ci biir loolu nag ci juróom fukk yooyu daanaka boo xoolee li nga xamante ne jot nañ koo jaayagum daanaka ay ñaar fukk jàpp fukk moom la ñu jaayagum. waaw loolu laa wax waaye dama ni li nga xam ne ñoo ngi koy jaay kooku est-ce que baykat ba nekk sa base ba moom mi ngi siy jot. waaw mais baykat boobu mën a ku koo jot léegi. li ma loolu laa lay wax parce que ci junney tonne ak lu teg nga jaayagum ñaari téeméer am na gerte kon lu des lu tolloo ko junne yu nga xamante ne des na ci magasin yi kenn jaayagu ko waaye teewul tàmbali na. situation alimentaire bi ak mbas bi amoon naka la demee foofu tey jii est-ce que yaakaar nga ne ñii ñooy baykat yi tey jii am nañu as tuut boo xam ni dencoon nañ ko ngir mën si jënd jiw wala ñoom dafa fekk ni amoon nañu seen jiw bopp boo xam ni mbas mi amoon na waaye teewul ñoo dañ ko jaay. waaw xam nga Matar situation alimentaire bi maanaam mooy baykat yi ku ñu sonn lañ fi mu toll parce que li ko waral mooy. mbas mi daanaka li nga xamante ne moo di seen activité yëpp dafa tàggatémbe woon li ko waraloon mooy ñoom mënuñu woon dem ci luuma yi ci seen achat jaay seen dugub wala ñu jaay li nga xamante ne moom la ñu am ngir mën a wut ay jiw leneen aussi mooy comme ñoom dañuy def ay élevage ak li ni mel te fooraay yeeg yooyu dañ koo tëjoon aussi seen jur gu ndaw googu nga xamante ne moom lañ doon jaay également ngir mën a jënd ay semence ak li ni mel loolu aussi jafe-jafe la te aussi mbas mi daanaka boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo yeyoo ndimbal bi daanaka lu tuuti moo ci jot am na ñu bare bari ñu nga xamante ne ci kaw gi waroon nañ leen jàppale ci ndimbal waaye daanaka dañ leen jàppalewul ndax mbir mi motewu ko boo xoolee ci benn commune nga jël nga seen fi ñaari téeméeri ménage ci li nga xamante ne mooy ay junne ñu nga xamante ne ay borom kër lañ seen loxo jotul seen ginnaaw loolu
véritablement c'est nu ñu naan c'est une goutte d'eau dans la mer maanaam mbir la bu nga xamante ne lu tuuti la par rapport ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la askan wi di dundee nguur gi daal Matar li ma xalaatoon ci sama xalaat bu njëkk mooy ni nga xamante ne noonu la ko parti socialiste ak ancien régime yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon doon def dun boo ko doon joxe da nga koy maasale ñëpp mën cee jot bu ko defee ñi nga xamante ne mooy nawet bi ñu béykat yi mën a dugg ci bu baax a baax parce que ku ne xam na ne ñetti weer nga nekk ko ci àll bi dootoo mën a tee dem wala nga def say activité kon ku la jàppale ci ñaari saaku wala benn saaku ceeb wala bërigo ceeb dina tax yow sa xel dal nga mën a liggéey mën a defar tool yi bu ko defee say jafe-jafe mën a wàññeeku waaye fii mu toll moom daanaka si dun gi ñu joxe sax dafa gën a indi ay problème ci diggante baykat yi parce que boo joxee ki joxoo kale day indi ay jafe-jafe ci li nga xamante ne mooy monde rural bi Matar Sarr. matériel agricole bi agsi na foofu wala. waaw matériel bi mu ngi ñëw waaye tàmbali nay ñëw comme engrais bi également mu ngi ñëw mais mise en place yi des na opérateurs yi wax nañ leen yi nga xamante ne ñoo war a yóbbu ñu jëm ci engrais boobu waaye ba léegi nag engrais bi yegg seegul ci point yi nga xamante ne mooy point yi ñu ko war a jaayee boo laajtee ñu ne am na yenn gars yu nga xamante ne sax ay commission lañ nee na ñu jot nañ waaye ñi jot ak ñi jotul moo ëpp téeméeri yoon ni ñi jot kon loolu aussi nguur gi war naa baral loxoom jàppale ñi nga xamante ne mooy béykat yi bu ko defee li jëm ci wàllu engrais bi teel parce que daanaka luy jot na ci wàllu dugub ji parce que bu tawaat nit ñi baxaw wala def li nga xamante ne mooy démarrage yu dugub ji bu ko defee dañuy yittewoo di jëm ci wàllu engrais boobu te engrais boobu lu am solo la ci wàllu mbay mi bu dee ci gerte gi nag xëy na sax mën nañ ne tardement amagul ndax juyeeguñu gerte waaye nag lu jot daal jot na jot ci li nga xamante ne mooy engrais bi buñ ko defee mise en place jëm ci wàllu lijjanti xaalis be koy jënd ak yooyu yëpp c'est un processus bu nga xamante ne bu teelul mën naa indi gàllankoor ñi nga xamante ne ñooy béykat yi Matar. Alioune Ndiaye jërëjëf yow ku la dégg xam ne véritable béykat nga. waaw béykat la moom Makhtar parce que ci mbéy laa juddoo ci laa yaroo bu fekkee ne sax na ma ca meloon melatuma ni xëy na wax ji laa gën a féetee li nga xamante ne. déedéet bul nu nax sa tooy yàlla na xam nañ la nekk foofu bul doo fi nax kenn jërëjëf. voilà li dellusiwaat si plateau bi Mamadou Anglais Diagne dégg nga li nga xam ni moom la suñu correspondant bi nekk Diourbel wax. ak également. kaay yu énuméré ak situation surtout alimentaire bi ak yu demee noonu. parce que ci suba rek ministre de l'agriculture de passage ñu ngi koy nuyu bu baax di ko remercier aussi ak taxawaayam rafet na nag waaw ndax li tax wax na ni génnee na 31 opérateurs yoo xam ne si nanu war a liggéeyuwuñ ko woon daaw bi ñu leen ko joxee ba tax mu génnee leen. loolu rafetlu nañu ko nit bu engagé woo signé contrat dafa war a respecter contrat ba ci gàttal rek maanaam tey ji yow Makhtar Ndiaye ñun la yóbbul ma département Mbacké yóbbul ma fa 70 tonnes ñebbe amoo capacité mën faa yóbbu 70 tonnes ñebbe mais delloo si nii mënumaa yóbbu 70 tonnes ñebe. mais engrais foofu benn opérateur du ko def. waaw mais et puis engrais xool. kon léegi loolu. comme que doo ko def nga dem ñetti ba dugal fa lu mat 50. bu ëllëgee ñu dindi la def fa keneen. loolu d'accord naa si waaw mais man seulement. problème bii ngay wax nii la. mais problème bi dafa yàgg ñëw ak chaque année pratiquement mu ñëw. mais seulement ñoom noonu xanaa war nañ am benn listing boo xam ni. war nañ xam nag ñi nga xam ne ñooy les vrais. ak ñi nga xam ne dañuy dëbal ak ñi nga xam ni. c'est pas ça ba nga xam ne duñ dee jox. war nañ xam bu baax a baax ñoo ñu jox ñoom dafa mel ni ñu jox xamuñu leen. te ministère ignorewul nag ñooy opérateur ak ñu opérateur. exactement nag ñoo la gën a tiim kayit yi. ah waaw mi ngi noonu. bon man nii erreur yi doon je peux pas comprendre wante boo ko joxee ku ko xamul. waaw foofu laay waxee mais lu tax ñu koy jox ku ko xamul. ñoom c'est ça le problème. waaw
parce que am na ñoo xam dañuy dégg rek ñu baree ngi nekk fii ay opérateur danoo dégg rek ni agriculture ñoo ngay joxe ay notification ñu fexe ba ñëw ak seen relation nag moo yàq Sénégal. waaw mais ñooñu tam du ñu waxee ne am na lu ñu am ñoo. xam nga tey jii mais ministère du yónnee foofu nga xam ni dépôt foofu la nekk. nu contrôler la fa ne mais noonu la war demee. xoolal nan nu xool dépôt yi. kii ñaata la am ak nu mu toll. normalement ministère du fekkee ne am na. loolu ñi ngi koy def les vrais opérateurs. ah waaw mais. waaw DRDR day tourné DRDR day tourné SDRDR day tourné. waaw ba ñoom gis stock yi wante am na ñoo xam ne si dañuy toog gis nga nag mu ko tey ji bu ma toogoon ñu woo ma ni ma man kay dem naa gis naa kii nee na mën naa ñëw pour mu defal ma notification nga ñëw kilifa gi la yebal ni la demal defal ko notification boo ko defalee notification defal ko loo xam ne si xamul sax nu mu koy defee loolu mu indi problème yi gàllankoor yi bari na di notifier ñoo xam ne si xamuñ ci liggéey bi dara ñi fi nekk ancien xam liggéey bi lu kenn war a lu fukki nit war a liggéey ñu séddale ko jox ko kenn loolu day yàq. waaw mais loolu est-ce que yàgg. waaw loolu ka koy def mënu ca dara dana ko def loo. waaw ba tey loolu am na. loolu la du leneen. waaw mais loolu nag c'est waaw wante nag xeex nañ ci lu nu man ku ñu ci jugal itam boo fekkee ni defoo la nga war ñu génnee la mais kilifaay jóge ca kaw ñu la demal diw jox la nga ñëw diw moomu sañu laa bañ a jox ndax respect bu mu am ak cër bu mu la cëral Sénégal lii fi nekk ba de passage itam di la xamal leen xool am nañu kuréel goo xam ni lépp luy ndox ñoo koy saytu ci mi ngi ci ministère agriculture bassin de station yi mais tey ji ñun war na noo man di bay nawet di bay noor ndox mu doy te kenn dootu sonn mais kuréel googa nomination rek la ñenn fa teg dañ leen faa teg rek joxuñu leen budget joxuñu leen dara mënuñoo liggéey dara loolu lu muy jariñ ci yooyu la ñu war a doxaat waaw agriculture bi bu ñu ko bëggee xoolal lépp nag am na direction bu ci nekk am na la mu war a taxawe nan dooleel direction yi jox leen ay moyens waaw bassin de rétention tey jii bu ñu ko joxoon mu seet les gros producteurs dana jar sax ñu wut brigade des pluies dem ñu bënnal la sa teen defal la sa forage defal la sa moto pompe nga bay bu baax mais yooyu yëpp ñoo ko gérer luy ndox ñoo koy gérer ah te mi ngi ci biir ministère agriculture nan leen dooleel ñooñu itam dana baax mais réew mi fi mu toll bu fekkee ni dañ laa nommé joxuñu la moyen yoo liggéey te nga yor xam-xam ba nekk ingénieur nekk cadre te mënoo caa liggéey comme benn bis ñëw naa fi ak seen techniciens yi nekk dans les régions defal nga ni fi débat waaw ñoom conditions yu nu mën a liggéey sax jafe na leen loolu yépp nag. mais même ingénieur agronome yi actuellement c'est le cas. loolu tax ñu doon grève temps yële ñu génnoon. waaye lu ñëw dem ba am na benn mbokk auditeur boo xam ne mi ngi si ligne bi nu seet que salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. Ibrahima Badiane président association des agriculteurs du bassin arachidier. Ibrahima Badiane ñoo ngi lay déglu. bëgg naa seen waxtaan rafetlu naa ko. jërëjëf. waaye boo seetloo bu ñuy wax jiw bi dañu naan li ñu yóbbu boo seetloo situation nationale bi mu ngi woon ci 76% mise en place distribution bi nekk ci 28% kon war nañ xoolaat commission bi parce que du ministre mooy wàcc distribuer mais commission yi ñu teral ñoom ñoo deful seen liggéey. beneen bi comme waajooju ni mu waxee léegi ci problème mu tracteur. borom table bu ne cantine la soxla. nañ ñu ko lebal defal ñu moratoire ñu di ko fay ba muy jeex. très bien. leneen li ma ciy wax mooy. muy ministre de l'agriculture nañu ko ñaanal ba mu bañ a def li nga xam ne ñoom ñoo ko fi jiitu li ñu defoon mu bañ cee jaar. loolu mooy loolu daal moom laa bëgg. waaw loolu mooy lan droit n'était pas servi. ñi nga xam ne ñoo ko aajoo kenn joxul leen woon. kon loolu moom war na veiller ci loolu te xam naa ne am na confiance boobu ñun ñëpp gërëm nañ ko. parce que dañuy jaay suñu gerte 300 bu déglu woon nit ñi duñ ko def. tey matériel motorisé boobu nga ko laaj mu naan la dañu koy jaay dañu ko maye. 100% lañ ko subventionné may ko waa Vallée di ba Kolda. matériel ban bi bees bi nii la. waaw waaye mooy matériel motorisé bi. motorisé bi.
mooy. waaw motorisé bi ñu doon lancé keroog dañu ko may wax vallée bi béykatu ceeb yi riziculteurs yi lañ ko may. ay groupement yi nañ ko jox quand même. waaw dañ leen ko may duñ ci def dara dañ ko may groupement jigéen ñi ak xale yi. waaw yow loolu gis sa mbir moomu. léegi baax na kay. noonu loo gis sa mbir moom ni def lu baax la wala. rafetlu ko parce que loolu mësul am kon bu amee ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci gerte gi te amaguñ mën nañ yaakaar mais danañ ci am. parce que ñun duñu mukk mës a defal béykat ñu kaas ci dañ koy rafetlu di xaar suñu wàll. donc nii nekk si ceeb bi dañ ko may. ñoom lañ ko may. waaye ñooñu bu ne ci benn lay tàmbalee xam nga mësul am. kon bu ñu mayee foofu ñun mën nañ yaakaar ne dana yëg si ci ñun. nañ leen ñaanal mu jig leen te ñu nit ñu jot ci. te ba pare itam. jërëjëf monsieur Badiane ci sa intervention ak information yi ñu nii léegi leeral yi waaw. ba pare itam. mu dolli ci ni le 25 dernier délai ci képp koo xam ne jox nañ la notification nga war a yóbbu te yóbbuwoo ko le 25 daan la bind lettre ne la taxawal bul ñëwati woo keneen jox ko kooku yóbbu. le 25 ban juin bi juin bi mise en place yépp génn na. mais nii rek mooy liggéey waaw mais nag ki nga xam ne si moo la abali bëtam wax dëgg yàlla nag fu mu la xooloo rek ngay xool waaw léeg-léeg kilifa dana def loo xam ne si amu ca bañ dana ko def ndax kilifaak ko sant fokk mu def ko mais kilifa yi bu ñu leen dimbali woon boo joxee nit responsabilité ba pare nga taxaw seetaan ko bañ ko defal benn intervention ci kenn moom dana liggéey directement ayant droit ku ci nekk la nga xam moom dana la ko jox wante tey jii boo ma tegee ci place maanaam Macky Sall def ma ministre agriculture Macky Sall ku ma ne woo bu ma woowee ni ma joxal jiw dinaa ko jox ba mu kontaan ba mu woo Macky Sall ne ko man mii kët li nga ma jox kontaan naa lii mooy wax ji. waaw intervention nga man koo nga bañ koo man dinaa ko def parce que yaa ma teg place bi ma yaa ma fi teg. intervention yi moom bari na trop sax. oui intervention yi lan nu war a tëj. bàyyi ministre mu liggéeyam direction yi itam direction bu ci nekk ñu budgété la ñu woteel sa budget jox la nga liggéey Sénégal dem ca kanam lii rek mooy defar réew mi metti na nag mais il faut que ñu def loolu waaw mais waxuma la sax intervention Macky Sall mais intervention ñeneen ñi nga xam ne dañoo sës ci Macky Sall ñëpp. da ngay nekk ministre de l'élevage woo ministre agriculture ni ko kii sama nit jàppale ko yooyu bu amee yooyu boo baree fu mu jëm fu réew mu jëm koy jàppale na nga ko jàppale ci la muy nekk loolu moo tax ñi nekk ci suuf pour ñu jël dara dafay metti day parce que exactement sa kaw ga nanuy intervention yëpp aju. voilà ba nga xam ne suuf pepp du wadd. ma goog ki nekk suuf moom li mu xam ne moom la fortaatu rek loolu lay dem jënd. loolu lay dem jënd li si des moom mottali. jeex na njëg bu cher daal di taxaw. ñoo ngi dugg ci àll bi bés bu nekk guddeeg bëccëg wallahi force paysanne fu nekk lay dugg ci àll bi waaw commission bu nekk daan ko seetu waaw mais fi mu toll léegi nii alhamdulilah sax ren moom wàññi noonu GP yi gros producteurs yi. daan loo ëpp tasoon na réew mi. xaw naa tas réew mi. waaw da ngay ñëw léegi ñu daal lay jox na la 30 tonnes te yow mosoo jege tool. amoo tool ay 4000 tonnes laa doon dégg kañ. oui même Moussa Cissé Lo yu ñu doon wax ay 4000 tonnes kañ la doon tudd. mais loolu dañ na fi. ah bon c'est sûr. si parce que daaw coow li ngay dégg lépp ak li muy métti ñi nga xam ne dañ ko daan am te amuñu ko dong nekkoon ci rajo yi mel di wax. ren ji nag ñooñu. dégg ko kenn de. ma ne ren ñooñu jox na leen wala kenn joxu leen. xaw ma di. waaw léegi li ma lay laaj mais ministre moom dafa waxoon ni gros producteur dindi nañ ko mais moom dindiwu ko. déedéet dindi nañu ko ci ñenn ñi xam nga règle day am exception mënuñu koo dindi ci ñëpp. moom de waaye li ma waxoon dafa leer ñi nga xam ne si wóor na ni kii dem nga ba yóbbu say technicien ñu dem xool toolam xam ni kii baykat la te mën na koo mën na ko ayant droit la mën na koo jariñoo kooku nga jox ko yokk sa komb la te loolu moom ñi ngi koy def. est-ce que yaakaar nga ni yow si vraiment gros producteur koo xam ni moom dafa am barke am xaalis si mbay mi mënal boppam kooku war na ñëw di ko joxati comme ça ay yenn mbir yi gratuitement ak yu demee noonu bañ ko jox ña nekk sa base ba dimbali leen ñoom tam ñu jóg. pour noo am gros producteur yu bare. sëñ Saliou Mbacke. radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla dolli ay leeram. amiin yaa rabbal. mais boo gisee li mu man koo ca xel kom
mais état ko jàppale mbay buñ la joxee suuf su doy su yaatu nga am surga su mën a liggéey nga bayal Sénégal gépp moom ceeb mënoon na ko bayal Sénégal gépp gerte mënoon na ko bayal Sénégal gépp dugub mënoon na ko bayal Sénégal gépp wante li nga bëgg yow sa bopp sa jëmmi bopp doo ko mën a am kon nag il faut que ñu defal la gros producteur buñ la dooleelul doo dem am na fleur 11 boo xam ne ñun ñoo ko bàyyi woon en temps Sonagraine ñoo ko bàyyi woon ca vallée ba semence de base ba nu ñëwee boobu production bi sëñ Saliou soxla mënu ko woon a am dañu koo dem bàyyi ko ci ca bayu noor agri nord lan dem bay ko bi nu ko bayee ci noor bi préparé ko indil ko lépp xel ko avec des agents techniques ñu préparé ko lépp gis nga gerte googee sëñ Saliou da koo bay am semence de base te booba demoon nañ ba ñàkk semence de base mais dañoo dépêché tous les agents de semence service semence yi nekkoon ci Sénégal yépp lan jëloon booba temps yooyu Mansour Sarr moo yore woon semence su Sénégal directeur Mansour Sarr de passage ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaw mooy borom këru Fatou Gaye Sarr ministre agriculture woon mais gis nga semence boobu Agri Nord dañu koo bay ba njum man mii ca personnel ba laa bokkoon ba nu bayee gerte googu ba pare danoo ñëw indi ko gerte gi bees peq ñu tasaare ko seko yépp ñu dugal ko ci seko yi Sénégal yépp ba Casamance ñu yóbbu fa gerte ga ñépp bay ko mbay mi naat lépp dox Sonagraine dafa gañewaat foofu ci liggéey boobu mu liggéeyoon de passage ñoo ngi nuyu itam mu jaañ fada loolu bu ko defee incha allah bu déwénee production kenn du ko wax xam fi mu toll tey jii ñoo ngi ci wàllu jiwu dootoo dégg chinois ana chinois. waaw déedéet jin këmu moom chinois yoonam nekk si jiw moom kooku moom yëfu réew mi la moom te ñun bu nu ko ñàkkee bàyyi leen chinois yi bu fekkee ni jënd fii baykat yi kenn jëndul fii ñoom ñoo joxe prix bu baax nit ñi jënd voilà loolu d'accord nañ ci commercialisation waaw ba pare nag tey jii mais nag seen jiw am ni ñu koy defaree yëpp ko may ma seen jiw gerte bu baax la ñu jënd ñoom waaw ma ni te gerte bu baax googu nag mooy jiw bi nga xam ne si moom la ñu war a bay waaw ma ni xam nga yéen fekk kenn dàqu leen defar jiw xam ngeen ni ngeen koy defaree mën ngeen ko defar waaw problème kay mooy defar leen si lu mat yéen kay seen problème foofu la voilà foofu laa la waxe waaw yéen seen problème foofu rek la nekk gis nga suuf yaa ngi fii ay ISRA ji yëpp waaye investir leen mais ISRA moo ko supervisé woon Sénégal fii ngay gis homme d'affaires boo xam ne ay milliards la téye mais doo ko gis jamais si mbay mi déedéet sànq yaa ngi doon xaw ma gros producteur xaw ma leen dem naa bëgg wax waaw mais lu tax ñi nga xam ne fii dañoo am nekk si milliards yi kenn du leen pousse nu dugg si mbay mi yàqal ko comme ni nga doon waxee sëñ Saliou noonu la def xel kom te pourtant nag ñu def xel kom ceeb def xel kom lii wala xel kom laa bari na nag ñu am tool waaw mais toolu dimanche rek la non dimanche la voilà mi ngoog def ko seen i arbre fruitier def ci seen i arbre fruitier kenn dafa wax yooyu non waaw def ci seen i mango def ci seen i yooyu loolu mooy noskat yi voilà mi ngoog yooyu li ñuy wax kañ mooy ñi nga xam dañuy liggéey dëkk bi di si jëriñu nu koy sax exporté ak yu demee noonu ñëpp gis nañ xel kom tool yaatu na fa gis nañ lu ñuy produire bu xel kom bu nu ko bu nu ma daan di wax ngóob mi daan ko ngóob pendant 2 semaines xoolal loolu ci dugub Sénégal gépp gis ci seen bopp. te mbay dafay joxe xaalis. day joxe xaalis ñii amee ay milliards duñ si duggee itam xaalis. day génn bu wër nañ si am. bu wér. waaw mais ñoom voilà problème baa ngi noonu. ñi ngi denc seen i xaalis ci seen i banque nanguwunoo dugg ci àll bi te boo duggee ci àll bi dend ak ay baykat yu néew doole nga mën leen a jàppale sax ñooñ dañuy daal di dem. te banque yi nga jox ñun moomuñu ko. mi ko loolu la. ñu toog fii kii tur rek. wallaahi. may fàttali mbokk auditeurs yi mën ngeen bokk du fekkee ni bu ngeen dugg si émission bi 88 628 98 98 def naa sax leen war dese si tàng bareetul ba tey rek nu wéyal waxtaan bi Mamadou Diagne Anglais may fàttaliku yow opérateur nga nekk si force paysanne donc léegi ba tey duñ del suwaate si la nga xam ne rek mooy joxe donc joxe bi léegi mi ngi woy ba tey mais partie sud bi ngeen nanu gën waaw parce que foofu moom naka la mel mat na ndax foofu seen taw foofu moom mat na teel naa dem te gis nga notification gerte yi mois de mars fekk ne kenn ku ci nekk yor nga sama notification kon ku ci nekk xam nga sa poids fi mu toll ak li nga war a joxe
mise en place foofu léegi waaw mise en place bi la foofu léegi si sud bi ñoom. seen lépp yemb na wala des na ba tey seen lépp yemb. ñaata pourcentage ngay jàpp foofu. bon mënuma ko xayma nag exactement parce que yoruma chiffre fii. ndax foofu de mi nga taw yu métti parce que mi ngi taw parce que ñoom démarré nañu mais feneen itam fi mu toll zone nord bi nga xam ne ñooy mujje neen leen mise en place dernier délai le 25 bii ku indiwul daanu ko jël jox keneen kon ça veut dire que ni bu doo dem mukk le 10 juillet te fekkoo ñin ñëpp kenn ku ci nekk fa nga war a jël la nga war a jël nga ko fa moom kay li ngay wax mooy ndax nit ñi am nañu xaalis bu nu mën a jënd jiw bi carrément wala yan pexe mooy doon ba tax ñu mën a am jiw. lan moo see sa xalaat yan pexe nga gis du fekkee ne amul ko parce que tam ak li mbas bii fi nekk tam. li ci sama def naa dégg situation fu ñu wax yëpp. waaw parce que subvention bi. ndax bi ñu demee ba tëj luuma nag war jàppale ña nga xam ni dana tëj seen luuma. bi tableau suñu subvention bi génnee ma xool ko apprécier naa ñaar yi ñu def gratuit mais nag itam yeneen yi nga xam ne si dañu ko indi ay 50% ay 60% ay 67% yooyu itam bu ma soñoon itam wax dëgg yàlla ñu gënoon koo woot maye moom amul fenn mais ñu gënoon ko. mais maye du fekkee ne dañ nekk situation exceptionnelle mën na am. mën na am te jiw yëpp de moom ba ko joxe woon gratuit. waaw voilà kon kooku moom c'est le mais kooku c'était le grand cadeau sax boo xam ne yaakaar naa ne moom la waroon def pour monde rural. doo tëjee luuma ñetti weer. wallaahi. mais lan ñooñ lu ñu deseti. ñooñ de bu nu bàyyi woon lépp def ko gratuit moom kooku moom defar nañu Sénégal ba fawutu dootul defar maa la ko wax. ndax léegi tey jii man mi bëgg gerte te jëkkuwuma pour am gerte pour jiw ma toog ñu woo ma ca seko ba ni ma kaay jël 50 kilo bi. wala kaay jël 45 kilo nga dem bay. nga dem bay. dimbali leen famille bi kenn dimbaliwul la famille bi leen dimbali. famille bi leen dimbali yow rek dimbaliwul la mais sa njaboot gépp la. voilà mais noonu. waaw wante nag li jot a am def nañu ko ba pare fa tabaarakallaahu ñoo ngi ñaan yàlla daal yàlla nañ ci dugg ci jàmm te eggal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te yàlla nañ ko muurloo yàlla na yàlla barkeel nawet bi loolu rek fi mu toll moo fi sës wante nag ñi ngi sant nag di gërëm directeur agriculture di gërëm ministre waaw di gërëm collaborateur yi nga xam ne si ñoom ñëpp ñoo nekkoon ci liggéey bi waaw di gërëm it kuréel yi nga xam ne si ñoo yore woon jiw yi ku fel ni UNIS ñu ngi koy gërëm di gërëm président bi nga xam ne moo ko jiite monsieur Thiam waaw di gërëm waa SEDAP ñooñu ñëpp jàpp ci nga xam ne si jàppale nañu waa àll bi dimbali nañ leen ci seen jiw ñooñu ñëpp ñu ngi leen di de passage ñu ngi leen di gërëm parce que fuñ ci dem daanu xool commission ba daanu xool nañ koy doxeele wax dëgg yàlla képp ku indi sa carte d'identité ci ni nga ko war a jële mu jaar ci fi mu war a jaar ak sous préfet na mu organiser wala préfet ba na mu organiser ci commune yi kenn ku ci nekk la nga sa droit da nga ko ci jot. léegi nag président ngeen war a wax mu wàcc si terrain bi ndax ñun amul président yu wàcc si terrain agricole yi di xool gaañ yi. waaw. te pourtant seen indien dem nañ fa màgg fii nañ ko génne télé mu taxaw gaal seen indien ba tey ngaañ moom lañu bàkkoo di ko génne télé. waaw waaw li wax du ko génne mu dem ak taxaw si biir paysans yi lëngoog ñoom. di xool li ñuy def. mais nawet bi daana ko def ba nawet deful dara kay kañ ba mu nekkee premier ministre ñaari kii la def. demul ci toolu ceeb yi. yow toolu ceeb. gisoo ko ci toolu ceeb yi mu dem seeti leen gis ni ceeb biy doxe te boobu autosuffisance en riz la wax. waaw jiitu nag sur le terrain. waaw ceeb rek moom moo fi nekk si réew mi. de passage moom Pape Abdoulaye Seck ñoo ko ànd. man kay man ànd naa ca gis naa ni doxale. loolu dafa nekk loo xam ni dafa war di bare. daa war di bari waaw at mu nekk. mbay du fekkee fonk nga ko. gis nga la ngay demee port di taxaw si wetu saako ceeb bi noonu nga war dugg itam si biir àll bi. wallaahi di taxaw si wetu gaañ yi nu lay expliquer ñoom seen bopp ngay déggal sa bopp. gis nga sa président dafa war di lu tax président di dugg si biir monde rural. lu tax du fa dugg ak leen a bàyyi xel. te voiture 1 milliard rek wàcc pale jeex na tàkk. waaw wante nag yemal bàyyi leen yooyu waay. yore nay ndaw yoo xam ne Assane nee na ma jeexal may fàttali Assane ma nekk. waaw d'accord ma tekkoon si partie technique bi moom tamit également ñu koy gërëm bu baax a baax. bu baax a baax. yow mi nga xam ne également yaa doon sunu invité. mu Mamadou Anglais Diagne bokk di opérateur nekk force paysanne.
également ñoo ngi lay gërëm sa teewaay ak xabaar yi ngeen di jot jox. moom ngaa des na trop yaakaar naa yooyu nag puisque nuy avancé. daan ci ñëwaat daan di gën di xam kii bi distribution bi naka la toll. ñan ñoo am ñan ñoo amul. opérateurs yi nga xam ne itam commencé nañu di nettoyer. ñi fi nekk seen liggéey naka la est-ce que mi ngay jaar yoon. ñi nga xam ne itam dañ fi nekk ñoom itam di intervention nanu bàyyi seen intervention yooyu. ndax dafay tax ña nga xam ne ñooy sa base. ñoo nekk sa base muy duñ ci jot seen wàll. paysan dëgg-dëgg. duñ ci jot tam mbas mi jàpp leen nu tëj lu may ñetti weer. ñooñu duñ si mën jot. te loolu tam président xam na que na si taxaw. parce que loolu dafa dul yoon. moom tam nay dugg si biir àll bi bu baax a baax le président di xool comme ni koy ñëpp di defee kat. waaye toog pare nu lay indil ay rapport rek wala ay conseil des ministres. yooyu taxul mbay avancé de. tam mbay maa ngi nii dafa taxaw moom. ñu siy gërëm ñëpp ñi nga xam tam également suñu auditeurs yi doon déglu Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar wi di leen jox dox daje beneen àll bi incha allah jërëjëf.